Mala Ndeye Marie Dabo, journaliste présentatrice. C'est une émission Sunuker Matin. Retrouvez-nous du lundi au jeudi sur www.sunuker.com. Sunuker FM. Mala Eli Ibrahim Ka nekk technicien ci kër gi déglu leen ñu chaque suba fii ci rajo Sunuker FM ci www.sunuker.com ci émission Sunuker Matin di lundi au jeudi bu 8h jotee jàpp 10h. Cheikh Tidiane Dansokho journaliste Sunuker FM xaar leen ñu chaque jour du lundi au jeudi bu 8h jotee jàpp 10h ci seen émission Sunuker Matin. man la Rokhaya Sall nekk journaliste fii ci Sunuker FM dee leen ñuy teewlu bés yàlla sàkk du lundi au jeudi fii ci Sunuker Matin de 8h à 10h. donc mbokk auditeurs yi émission baa ngi noonu Sunuker Matin ngeen koy am bés bu yàlla sàkk altine ba alxames bu 8h jotee jàpp 10h ak équipe bu matinal bi ñuy càmbar lépp luy xibaar waaye itam ay tomb yu am solo ay xibaar yu wér te wóor yu ñu càmbar ba mu leer naññ kon nag mbokk yi bu leen ko wutee altine ba alxames la bu 8h jotee jàpp 10h boo leen ci bëggee participer mën ngeen woote ci 33 936 33 33 wala ngeen wooñu ci suñu whatsapp 77 313 23 32 ak Sunuker Matin daal kumpa jeex na. jant ngërëm ñeel na leen di leen jaajëfal bu baax a baax ci seen ànd ak seen rajo Sunuker FM ci li nga xam ne nag mooy seen émission matinale bi leen di yee dans de très bonne humeur waaye itam di leen may ngeen yendu ak jàmm yéen ak seen njaboot ba ci seen am di jàmm di leen nuyu di leen wax asalaamaaleykum wa rahmatullah yéen a ngi ci seen 3e numéro de la semaine mercredi 12 janvier 2022 fi nga xam ne nag mooy fii ci biir Sunuker Matin ñu ànd ci ak suñu équipe bu ñaawal bi Eli Ibrahim ci technique bi Cheikh Tidiane Dansokho suñu analyste bi borom xeer yu bari di nuyu suñu grand njawar depuis la Californie Los Angeles di ko ziar bu baax a baax waaye itam di nuyu suñu maman bi nga xam ne mi ngi foofu noonu la di ko ñaanal jàmm ak njaboot gi yëpp waaye itam di ñaanal képp koo xam ne rek yaa ngi bitim réew ba ci biir réew mi di daan sa doole bis bu yàlla sàkk rek ngir loo yóbbu ci sa njaboot di ñaanal ñi nga xam ni ñoo tëdd ci lali hôpital yi yàlla fëgg seen bopp bañ mën a dellu seen kër yi rawatina suñu yaay boobu di mama Rokhaya Sall bi nga xam ne nag moom itam ñu ngi koy ñaanal wér bu baax a baax waaye di ñaanal ñi nga xam ni moom la caabi féete ginnaaw suñu borom tijji leen ba ñu dellu ci seen kër yi te leen fa yóbbu woon bañ leen fa delluwaat ngeen mën ñu suivre ci suñu plateforme www.sunuker.com www.sunukerfm.com waaye itam ngeen mën a télécharger li nga xam ne mooy application bi seen téléphone ngeen di ci doxantu di déglu émission yi fasantikoo yi nekk ci biir kër gi moo xam fu waay mën a nekk via Play Store wala App Store ngeen am ko muy application boo xam ne nag du jël espace bu baax yi dañu koy dalal bu baax a baax moom suñu naataango journaliste Cheikh Tidiane Dansokho maa ngi lay ziar. maa ngi lay delloo ziar soxna Ndeye Marie Dabo di ziar képp kuy auditeur ak auditrice bu Sunuker FM di nuyu Cheikh Omar Dem foofu ca Casaville Moustapha Kébé maa ngi lay nuyu di la ziar Aliou Ngom ak kooku di Ndeye Fall ak Amina foofu ca Mbacke maa ngi koy nuyu tamit di ko ziar di ziar képp koo xamante ne mu ngi teewlu émission Sunuker Matin maa ngi lay nuyu di la ziar di la jox sa wàccuwaay di la wax ne maa ngi lay baalu àq bu baax a baax. mi ngi noonu ñu ngi leen di baalu àq bu baax a baax ñoom itam di leen baal waaye itam di sàkku ci ñoom ñaan di ko ziyaara bu baax a baax moom sama technicien bi nekk ci ginnaaw di kërti di wut lu mu lekk Eli ku lay simmi tamit nag ah Eli non lekkuma sax de damay tàngal sama café. waaye Eli yow itam Sunuker Matin la ñu wax. del maas nun gi tamit dañu tàngalaale ñun itam. defal ndànk Alaaji ndax maa ngi ni tàng na ci yow yaa waroon na xëy tàngalal ñu jox ñu. mënumaa nekk fenn nag. yow naan benn taat mën tawal njaari mbaam. yow bi nga ñëwee balaa ngay toog di jox askan wi li ñu bëgg kay nga jox ñu tamit. man askan wi laa fi teewal de. waaw le client est roi. balaa maa lijjanti sama bopp damaa lijjanti askan ba pare. mbaam gàtt na waaye ci jur gi la bokk. waaw dee ñu ci boole. yéen garaawul yéen mën ngeen a toog garaawul. na am solo. man li intérêt la rek. entrée waaw résistance bàyyi ñu ak dessert. waaw résistance bi moom tey cere laa bëgg ak mbuum. ndax nelaw yu bari. mbuumu nevedaay. maa ngi lay ziar. waaw xaaral ba ma wax li may ndekkee ba pare mbuumu nevedaay bu am tuuti ñebbe.
di nga ci wéer wala Eli te nga cee bañ a dugg Eli géej koŋ waaw tàmm naa ci mbuum bu des nag mbuum bi nga xamante dañ koo reere biig mu fanaan yaa ngi wax lu garaaw bu ko def suñu xel Ndeye Marie am na solo man du ma lekk cere du nekk sax sama xel damay sim cere ji ba mu tooy xam nga cere tooy sànku man du ma lekk cere moo tax yoo xamoo cere dama lekk bu tooy rek sànku waaw man du ma lekk cere xam nga loolu dem daal na mooy suñu ndekki tey xam nga dem na fi hôpital ñu ne ko da ngaa manqué suukar danañ la ko forcé bu soobee yàlla moom la ñuy ndekkee te danañ la ko forcé baax na dem nga fi hôpital ñu ne da ngaa manqué suukar bii ba demal rek yow mu ngi noonu maa ngi lay fay bu baax a baax soxna Ndeye Marie Dabo di nuyu ñi nga xamante ne ñooy safoo rajo suñu kër FM ngeen ñuy déglu si www.suñuker.com rawatina ñi nga xamante ne ñoo ñuy teewlu si suñuy application yi muy Play Store bi muy bu ay Apple Store bi yëpp ñu ngi leen di bëgg bu baax a baax ñi nga xamante ñoo ñu déglu si site bi téléchargé leen seen application ngeen def ko seen téléphone rek muy ànd ak yéen foo leen mën a nekk rek ngeen mën ñoo déglu macha allah mu nekk lu am solo di kontaanee ñëpp di nuyu ñi nga xamante ne ñoo nekk Sénégal yëpp xam nga ne ñun Sénégal yëpp la ñuy représenté monde entier ak monde entier yëpp di nuyu ñi nga xamante ne ñoo nekk si Afrique yëpp yëpp ñu ngi leen di ziar ñi nga xamante ne ñoo nekk ci États-Unis d'Amérique rawatina ñu nekk ci Los Angeles California suñu directeur Jawar Diop ak suñu maman ñu koy ziar ak waa kër gi yëpp ñu ngi leen di ziar bu baax a baax di ziar waa Asie ñoom it ñu ngi ñuy teewlu bu baax a baax ñu ngi leen di bégee di nuyu waa Océanie maa mbaam gàtt na waaye si jur gi la bokk ñu ngi leen di ziar bu baax waaye ñu ngi fa Sénégal yi ñu ngi fi waaw ñu ngi fa ñu ngi fépp Sénégalais yi foo dem fekk leen ñu ngi dëkk boo dem fekkoo fa Sénégal bul toog dawal ñibbi taxul mu ngi noonu di nuyu nag suñu kilifa diine yi suñu kilifa aada yëpp ñu ngi leen di ziar bu baax a baax di leen ñaanal seen i gudd fan ak wér di kontaan ci ñoom di kontaan ci yow mi nga xamante ne si présentation bi di nuyu soxna Roxia Sall mi nga xamante ne bii macha allah suñu yaay jooju dafa tawat moo tax ba léegi ñëwagul di ñaan yàlla rek yàlla na ko yàlla saafara pour mu mën a dellu ci sagoom moom it mu mën a reprendre liggéeyam nu mu waree mu ngi noonu daal nuyoo baangoo mooy noonu Eli nuyoo bàngook di leen jaajëfal bu baax a baax rek di fas yéene door li nga xam ni mooy pàcc bu njëkk bi ak revue des titres deuxième partie bi rek daañu dalal suñu gan ci wàllum politique fii ci biir kër gi la maison ci émission sunu kër matin Baba Thiam lay wuyoo bokk ci coalition ànd nawle waaye itam di membre ci mouvement fi nga xam ne mooy KNV Kaolack nouvelle vision du mouvement bu Ahmed Youssouf benn sulum dañu ko dalal ci ñaareelu pàcc émission bi waaye laata loolu dañuy dem ak yéen ci li nga xam ne moom la ëttu yëglekaay yi xëyee tey suñu kër FM seeni kër laa tax ba ñëpp di waxtaan ci Sénégal suñu réew lu jëmale suñu réew kanam loolu mooy lu wóor mooy lu wóor a wóor suñu kër FM mooy li wóor di jéggalu nag bu baax a baax auditeurs yi ci li nga xam ne rek mooy ñandu gu metti gi ndax Omicron bàyyiwuñu ba léegi mi ngi nekk ak ñun di woy ak ñun di tëdd ak ñun di yeewoo ak ñun Eliman dañu koy jéggal rek bu baax a baax dañu daal di door li nga xam ne rek mooy revue des titres ci li nga xam ni mooy première partie bu suñu kër matin dañu koy doore ak l'exclusive yéene kaay moom itam ba tey ci élection locale yi fësal nataalu ki nga xam ni mooy Cheikh Tidiane Ba bu Médina bi nga xam ne moom la ñuy qualifié Messi bu li nga xam ne rek mooy parti au pouvoir 8 ans juróom-ñetti at ba léegi mi ngi nekk ci bopp Médina foofu di leen terroriser ñu jàppee ko sax yi nga xam ne mooy Messi waaye itam Mame Mbaye Niang ak Amadou Ba ñi ngi ci biir xët bu njëkk bii di l'exclusive bi nga xam ni moom Amadou Ba diñu jàpp ni dafa yéex seetal ki nga xam ni mooy Mame Mbaye Niang ci affaire détournement bu Prodac waaye itam Sangalkam ak ñaxiraate kii di Omar Gueye daal dinay liste réalisation yi nga xam ne jot na ko def foofu le ca diwaan ba Padoua ñoom itam jox nañ nopp kii di Abdoulaye Diouf Sarr bi nga xam ne mi ngi wéyal moom itam ay tournéem ci biir Dakar kii di Mary Teuw Niane moom itam daal di xamal ni ñoom xaalis rek toujours xaalis la ñuy daal di wax élection locale foofu le ca bokki jawee Abdoulaye Ly mi ngi daal di réguler li nga xam ni mooy ndam li Benno Bokk Yaakaar fas yéene am tension la ñu nemmeeku foofu le ca Mbour diggante kii di Siré Ndiaye ak Abdou
lay taal moom ñi nga xam daat nañ jàmmarloo niki rek démb foofule ca Mbour waaye itam conseil départemental bu Kaolack ak Pape Demba bi tey bi nga xam ne mi ngi def genre émergent foofule ci biir Saloum dañuy wax ak Walf Grand Place bi wax ci Benno Bokk Yaakaar l'exception à Rufisque boobu ak léegi ñeenti fan campagne lañ daal di door nemmeeku wuñ ci benn violence foofule caravane yi nga xam ne ñooy wër diggante opposition ba ak lii di nguur gi nemmeeku wuñ ci benn bagarre waaye itam tête de liste yi nga xam ne ñoo fare ci majorité bi ñoom itam ñi ngi daal di def benn mobilisation waaye dafa mel ni ci xaajaloo la ñu koy defee duo diggante Jules Ndoye ak Omar Gueye fee nga xam ni mooy ca Njaañ ci nga xam ne mooy kër Njaañ Diop nag ba tey ñu ngi koy xamle waaye itam jigéen ñi nga xam ni ñu nga ca Rufisque Ouest ñoom itam ñi ngi daal di def rek soutenir kii di Souleymane Ndoye. Benno Bokk Yaakaar dénonce l'attitude belliqueuse plutôt de Sonko ñoom daat nañu joxañ baraamu tuuma ci violence yi nga xam ni nemmeeku nañ ko campagne électorale yi ñoom fële Ziguinchor ñii rek daat nañuy pointe du doigt kii di Ousmane Sonko. Bu ñu jógee fi nga xam ne mooy Walf Grand Place dañuy dem ak bés bi le jour bi wax le monde divisé en deux blocs, guerre froide au Mali la daal di fësal ci xëtam bu njëkk gannaaw sanction bi nga xam ne teg nañ ko ci ndoddam jëm ci wàllum jihadiste ak terrorisme. Moom Mali daat nay tëj ay frontière am waaye itam geneen wàll ga Zahra Iyane Thiam ak Fatoumata Diop ñoom itam ñi ngi wax duel des dames foofule ci Sicap Liberté 3 ci élection locale yi. Je suis prêt à travailler avec Macky Doudou Wade loolu la daal di xamal ñi nga xam ne ñooy ay adversaire ci langue ko politique. Bu ñu jógee ci bés bi le jour dañuy wax ak li nga xam ni mooy direct news moom itam bi wax le candidat Pape Mademba bi tey vent Kaolack émergent ci loolu la daal di jaay lii di xar kanamu Kaolack gannaaw bu ñu ko falee ci li nga xam ni mooy département bi fii ci diwaanu Kaolack ak élection locale yi nga xam ne moom la ñu dëgmal ci programme bi nga xam ni dippee na ko 1992 bi symbolise lii di programme boo xam ne dañu ko basé ci 9 axes stratégiques ak 92 engagements en 5 ans. moom la Pape Mademba bi tey xamle ci fi nga xam ni mooy direct news. Aboubacry Sadikh bi tey moom itam daal dinay wane boppam ci li nga xam ne moo jëm ci wàllum local yooyu la. Bu ñu jógee ci direct news dañuy dem ak libération bi xëyee ak kër gi di Sénélec un gré à gré de 12,8 milliards sous le sceau du secret. Lu toll ci fukki milliards yu toftal 8 juróom-ñett lañu daal di def ci benn soo boo xam ne la dañu ko daal di nëbb sàng ko malaanu kiiraay jëm ci kër gi di Sénélec fii ci Sénégal. Dañuy wax ak la tribune entrée en action des nerveux et énervants yi nga xam ne nag jàpp nañi dañoo mer ba fut waaye itam nekk ñoo xam ne ñu sonal askan wi lañ jëm ci wàllum élection locale yi diggante Dakar Mbour Ziguinchor ak Kaolack. Bu ne ko bonjour les jets de pierre coups de poing ak bonsoir les couteaux et machettes. Les acteurs de bonne foi doivent s'engager dans la non-violence. moom la ñu xamal lii di la tribune mu ne les Sénégalais découvrent aussi la drôle de campagne ñi nga xam ne rek ñooy faral di def yenn ci ay comédie ñeel li nga xam ni mooy élection locale yi ñu nekk. bu ñu jugee ci la tribune dañuy dem ak lii quotidien bi wax ak ki nga xam ne mooy Soham Wardini. Jeune, je suis pour des élections transparentes et apaisées. moom la ñu xamal mu ne le projet de société Soham 20 2022 ci li nga xam ne nag moom lañ jotoon def daal na koy dévoilé au grand jour ci ëttu yëglekaay bii di lii quotidien. ba tey Pape Mademba bi tey nataalam mi ngi ci biir bi tey dévoile Kaolack émergent loolu lañ daal di fësal ci seen xët bu njëkk. waaye Diouf Sarr du siyaat l'opposition jëm ci li nga xam ne rek mooy wàllum tentative de sabotage ci lii di élection yi. Doudou Wade ba tey daal ni def va faire de Dakar une ville intelligente moom bi nga xam ne mi ngi bokk ci coalition wàllu askan wi. bu ñu jigee ci lii quotidien dañuy dem ak critique yéene kaay le veto de Dakar moom la ñuy daal di
xaar ci li nga xam ne rek mooy jëm ci situation ba ca Mali incohérence des sanctions contre le Mali jëm ci li nga xam ne rek mooy la ñu ko teg ca kaw mu ne levée de bouclier contre les affiches de Racine Talla ci nga xam ne mooy élection locale yi ba tey ci li nga xam ne mooy Dakar Times bi ñu xamal réunion du Conseil de sécurité sur le Mali. Moscou prend le contre-pied de Paris et de la CEDEAO ñoom waa li nga xam ni ñooy Russie ñoom itam daat nañuy jàppale ñi di waa Mali ca geneen wàll ga nga xam ne nag njiitu réewum France moom mi ngi def kéemtalaay kattanam ba ñu maintenir li nga xam ni mooy sanction bu Mali foofule dañuy daal di dem ak source a bi wax moom itam ci élection locale yi jëm ci 4e jour bi Diouf Sarr lynche Yewwi Askan Wi Doudou Wade mobilise Pape Mademba Bitèye dévoile ses 92 engagements yi nga xam ni moom la fas yéene jël bis bu ñu ko tegee ci bopp département bu Kaolack les grands oubliés ñi nga xam ne rek dañ leen jàpp ni dañ leen fàtte muy presque pas de trace des sans domicile fixe dans le programme des candidats à la mairie de Dakar ñi nga xam ne amuñu fu ñu dëkk muy SDF yi dañ leen a daal di fàtte bu baax a baax ci li nga xam ne mooy programme yi jëm ci wàllum local yi ba tey ci l'info yónnekaay dañuy wax moom itam ak Diouf Sarr charge l'opposition décharge ñi nga xam ne rek ñooy yeneen kuréel yi nga xam ne bokk nañ ci élection locale yi. Nous avons appris que dans la panique ceux d'en face sont en train de préparer une affiche pour mettre des photos de leur leader notamment yi nga xam ni dañoo leen a tabb rek ci bopp gox-goxaat yi dañ ngir rek ñu bokk ci joŋante yooyu dañoo fas yéene rek def seeni affiche ci li nga xam ni mooy yenn ci ay panneau de publicité ci diwaanu Sénégal ba tey ci Vox Populi la ñuy àddu Macron savoure la punition infligée à Goïta et compagnie ca Mali moom ki nga xam ne mooy Emmanuel Macron di njiital France mi ngi daal di rek rafetlu waaye itam di savourer li nga xam ne moom la ñu teg ci ndoddu kii di Assimi Goïta ba nekk foofule ca Mali. Diouf Sarr ca geneen wàll ga attaque ki nga xam ni mooy Barthélémy Diaz ak compagnie daat ne leen di dal bu baax a baax ci élection locale yi. Décision bi nga xam ne nag jël nañ ko jëm ci li nga xam ni mooy wàllu Mali décision honteuse éclate scélérate ak li nga xam ne mooy répugnante jëm ci li nga xam ni mooy Mali moom la Demba Moussa Dembélé xamle ci procès jëm ci président bu CEDEAO bi nga xam ne def nañ ko ci kaw Mali ñu ngi koy ñaawlu bu baax a baax buñ jugee ci Vox Populi dañuy wax ak l'évidence yéenekaay Pape Diop en caravane de paix reçu par le porte-parole des Layènes daat nañu koy dalal moom Pape Diop bu bokk gis-gis waaye itam Omar Sarr et ses partisans indexé jëm ci li nga xam ni mooy li élection locale yi barbarie et gangstérisme à Dagana moom lañu nemmeeku Mbour mu ne les partisans de Maître Sall et Sira Ndiaye comme des chiffonniers ñu ngi noonu kenn ku nekk yaa ngi jéem a dànkaafu sa morom waaye itam violence yuñ jot a nemmeeku foofule ca Dagana ñi ngi joxoñ barama tuma ñi di ay partisans yu Omar Sall programme ambition de Cheikh Bakhoum jëm ci li nga xam ne mooy waa Grand Yoff yi ak grand yokkute pour Grand Yoff moom la daal di xamle ci li nga xam ne mooy l'évidence yéenikaay dañuy dem ak les Échos. Dakar est devenu le rendez-vous des mendiants d'Afrique moom la daal di xamle moom ci Dakar Times. Doudou Wade mécontent du visage de la capitale sénégalaise ndax jàpp na ni ñii di yalwaankatu Afrique yi foofu lañ def seen point de rencontre. Aliou Cissé mi ngi ci xët bu njëkk. Les Échos retrouve peu à peu son effectif. Famara Diédhiou Mame Baba Thiam ak Loum Ndiaye waaye itam yeneen yi nga xam lu ci mel ni ñoom Alfred Gomis daal nañu nekk ñoo xam ne rek fas yéene nañu retrouver lii di tanière bi di gayndey Sénégal. dañu wax ak le mandat Cheikh Ahmed Tidiane Ba lañ daal di fësal moom itam nataalam ci biir ëttu yëglekaay bi ñu bu tuddee ko le Messi de Benno foofule ca Medina rent ngir xam jëf ngir Medina Cheikh Ba moom itam ab mobilisation bu am solo la daal di amal
foofule ca Médina Yewwi Askan Wi à l'assaut des 15 collectivités sur 17 ñoom itam ñi ngi def seen kéemtalaay kàttan ci collectivité yi nga xam ni moom la ñu fas yéene représenté ci yile élection buñ fa jigee dañuy wax ak le quotidien yéene kaay moom itam yi nga def rek accrochage entre Yewwi Askan Wi et Benno Bokk Yaakaar campagne sans violence moom la ñu bëgg waaye dafa mel ni amagul ndax juróomi blessé lañ jot nemmeeku dont 2 graves à Mbour. Abdoulaye Diouf Sarr appelle à signer la charte contre la violence moom loolu la daal di teg ci table bi moom Diouf Sarr ñu daal di signer li nga xam ni mooy xaatim bi jëm ci wàllum violence. FMI débloqué lu toll ci 117 milliards ngir rek dimbale ko lii di Sénégal ci li nga xam ni mooy wàllum ay réalisation ma dañuy wax ba tey ak Walf Quotidien bi nga xam ne rek daal dinay fësal ci xëtam bu njëkk yi Assimi Goïta bu Mali embargo de la CEDEAO sur le Mali les prix flambent déjà au Sénégal mi ngi noonu yokkute gi jot nañ ko nemmeeku fii ci réewum Sénégal gannaaw ba nga xamee ni Mali daat nay tëj ay frontière am digganteem ak bii di boobule dëkk mu ne entêtement de Goïta la tentation du suicide de 300 000 francs CFA. Une vache malienne revient à 350 000 fii ci réewum Sénégal ñu wax ba tey ci moom Assimi Goïta la guerre froide lañu ko daal di jàppee diggante Assimi Goïta kii di njiitu réew bu Amérique bu Russie waaye itam ba ci Emmanuel Macron ak kii di Chine ñoom itam ñi ngi daal di fësal seen nataal ci xët bu njëkk bi di enquête yéene kaay moo ñu ko xamal. Violence ba tey ñi ngi koy nemmeeku ci lii di campagne électorale yi la violence pointe son nez daal dinay joxoñ rek bakkanam jëm ci li nga xam ne mooy élection locale yi fii ci Sénégal mu nga noonu bu ñu ca paree dañuy daal di wax ak li nga xam ne moo jëm ci wàllum gaynde yi ak CAN bi nga xam ni ci la ñu nekk jamono ji ñu wax ak le soleil les nouveaux rois du finish mi ngi noonu Kaba Diawara coach de la Guinée waaye itam on va essayer de faire un gros match contre le Sénégal les grands débutants mini fuge et mini raisin ñoom itam dinañ fexe ba def seen kéemtalaay kàttan fas yéene def match bu am solo ci diggante Sénégal ak Guinée. Record yéene kaay moom itam une finale pour le derby niki aljuma ji ñu dëkkmal Kalidou Koulibaly et Edouard Mendy forfait duñu bokk ci boobule match. Famara Baba Thiam et Alfred Gomis ñoom itam daal nañuy am tànn te ba moytu sax daañu rejoindre li nga xam ni mooy tanière bi li nga xam ne mooy sport plus moom itam Ismaïla Sarr forfait la FC Dema ci li nga xam ne rek mooy forfaiture jëm ci wàllum match bi nga xam ne dina ko am ci foofu noonu le stade yéenekaay la ñu daal di addu mu ne c'est Lyon qui ont marqué des points et ceux qui en ont pas perdu ñi daal di jotee marqué ay points waaye ñi jot wàññi seeni poñ Sadio Gana Bouna Sarr ak kii di Sony Dieng ñoom itam ñi ngi ci seen fësal seeni tur ci li nga xam ni mooy stade yéenekaay dañuy jeexalee ak sunu làmb mais fësal ci xëtam bu njëkk di nataalu Ama Baldé ñu koy wax sël bu ndaw ku mën sa morom duma moom lañ daal di fësal ni ki démb bi mu doon amal ab point de presse am jàkkaarloo ko taskatu xibaar yi jëm ci combat ak Modou Lo bi nga xam ne ñu ngi ko jàpp ci mois de mars mu ngi noonu Elimane lii la ëttu yëglekaay yi fësal tey ci seen xët bu njëkk ci kanam tuuti ñu daal di dikk ak ñoom ci li nga xam ne mooy commentaire yi.
di waxtaan ci Sénégal suñu réew lu jëmale suñu réew kanam loolu mooy lu wóor ñëpp joxe seen xalaat maam lu jëmale suñu réew ba suñu gaal gi moom du mës a suux man di dégloo di sunu kër FM seeni kër laa sama gaal gi dégloo di sunu kër FM moo ngi noonu sunu kër FM yéen ngi ba tey seen émission matinale sunu kër matin dañuy dem ba diwaanu Nioro rek di ko ziar bu baax a baax moom Paco bu RIP FM ñu ngi koy ziar bu baax a baax di ko jox wecc waayam depuis Nioro waaye itam dañuy daal di rek nuyu bu baax a baax suñu correspondant bi nga xam ni mi ngi ci diwaanu Fatick Matar Diouf ñu ngi koy ziar bu baax a baax sëñ Matar maa ngi lay ziar Matar allo Matar waaw Madi Dabo maa ngi lay ziar bu baax a baax ñoo ngi ziar bu baax ça va bien mbaa yaa ngi am jàmm alhamdulilah sant yàlla bu baax a ñaaja iya ñaaja paax waaw maxey noosa maxey gidma roog de yàlla baax na yàlla yokk foofu laa mën a yem amin amin inshallah naa la jàngal waaw baax na dinaa xaar dinaa jël ay cours inshallah rabbi ay ca Matar ñu ngi lay dalal ci biir kër gi suñu kër matin di la jox sa wàccuwaay bu baax a baax di la wax rek ana lan moo fës foofule ci diwaanu Fatick ci wàllum xibaar moo xam ci élection locale yi ba ci sax ci biir dëkk boobule di Fatick waaw jërëjëf soxna Dabo fii te Fatick nag li fi gën a fës mooy ni nga ko xamee wala élection législative yi campagne bi démarré na fi bu baax a baax ñi nga xam ne ñoo waa coalition Benno Bokk Yaakaar nag ñoom li ñu ko tàmbalee mooy def dem wëcc kan bu am solo bu rëy boo xam ne dafa boole leader yëpp ci mairie bi ñoom Matar Ba ñoom Cheikh Kanté ak ñëpp yoo xam daal ñoo bokk ci Benno Bokk Yaakaar li leen tax a jóg daal mooy ñaan campagne yi mu dal ci jàmm jeex ci jàmm te aussi ñoom yàlla dimbali leen ñu am ndam loolu daal moom la Matar Ba nga xam ne mooy candidat Benno Bokk Yaakaar moom la xamle ak ki nga xam ne mooy El Hadj Souleymane Diouf nekk directeur de campagne de la coalition Benno Bokk Yaakaar mais daal loolu lu ñu bëgg daal moom ñu gañe Fatick laata loolu ki nga xam ne mooy Cheikh Kanté nekk candidat au conseil départemental de Fatick moom aussi amoon na meeting départemental d'investiture bu rëy bi nga xam ne mooy esplanade des bergers du Sine moom nag foofu moo darul mooy dafa ñaan l'ensemble des 17 maires ku ne gagné commune am loolu bu ko defee daal moom yaakaar na ne dina baax lool ci coalition Benno Bokk Yaakaar te loolu aussi ñaan nañ seen mbokk ñi nga xam ne waaye coalition ànd naaw la suqali suñu gox nga xam ne ñoo def benn liste parallèle fii ci Fatick ñoom daal ñeneen il n'est pas trop tard pour revenir mais dafa mel ni waa coalition ànd naaw la loolu moom xalaatuñ ko bari ci buñ sukkandikoo ci nga xam ne mooy kaddu Mamadou Camara di ko candidat coalition ànd suqali suñu gox ba léegi ci élection législative communale élection locale fii ci Fatick ki nga xam ne mooy Madi Codé Ndiaye bu parti socialiste moom aussi amal na meeting présentation de programme ni fii ci Fatick moom nag Madi Codé li ko soxal mooy def un Fatick futuriste maanaam Fatick boo xam ne dafa méngoog jamono ci at yi ñu ñëw loolu nag moom ko xamale Madi Codé nag ñu ngi leen di fàttali ne moo nekkoon représentant Nokia fii ci Afrique de l'Ouest nekkoon na ay at yu bëri ci Nigéria moom nag léegi nag nee na fi mu toll nii jot na bu baax mu ñëw gëstu de campus fii la juddoo fii la yaroo loolu tax mu ñëw daal posé candidature moom nag li ci gën a fës moom ay jeunes yu bëri la àndal parce que ki nga xam ne investi am na koo xam ne sax am na 23 ans nekk jigéen moom nekk na ci nga xam ne bokk nañ ci ñi investir Madi Codé nag boo xoolee l'ensemble des militants mooy ay jeunes comme ni moom ba léegi ci élection locale yi ci Fatick yi nga xam ne mooy Issa Dieye nekk président chambre des métiers de Fatick nekk aussi président national des chambres de métiers du Sénégal nekk candidat à la mairie de Fatick ci turu coalition buntu bi moom nag amal na niki démb benn caravane bu rëy boo xam ne dafa dox ci Fatick caravane boo xam ne mu ngi tàmbalee 18 heures jeex 21 heures
Issa Dieye nag moom dafa am programme bu ñu wooyee les 3S maanaam suqali soppali ak setali bon loolu na xam naa nag olof yi ñoo ci gën a ñoo ci gën a gaaw pour tekki ko moom daal loolu la wax waaw moom programme boobu lay doxal fii ci Fatick. Issa Dieye nag moom jot naa tontu kii Matar Ba parce que Matar Ba da ko waxoon ne yow yaa jël ndaare parce que bu ñu xoolee candidat yëpp yaa ci représenté Yawou Dial. Issa Dieye nee na ko nag dina leer parce que bu ñu demee ba ci panda ba dina xam kan mooy Yawou Dial. C'est la guerre des mots en fait. Ah? Ma ne ko c'est la guerre des mots. waaw c'est la guerre des mots quoi. c'est la guerre des mots. léegi bu ñu jógee fii ci commune Fatick dañuy xuus dem fële fi nga xam ne mooy commune Ngayokhème. foofu nag xam naa war ngaa dégg ku ñu naan Aliou Faye. nekk directeur Aliou Mbintoog Faye. nekk directeur des services techniques des COUD. ok moom nag moo nekk un sérieux candidat contre le maire Mbagnick Ndiaye. moom nag meeting bu am solo def fii ci Toucar. nekk benn village boo xam ne c'est à quelques kilomètres de la capitale communale. moom nag li ko intéressé mooy nee na ndaw ñi dañoo bëgg maire ndaw ku mel ni ñoom. koo xam ne dina leen comprendre dina leen déglu ak contrairement ak ni mu ko waxee entre guillemets la vieille garde. bu waxee la vieille garde rek mu ngi xalaat paa yi nga xam ne comme ko ci mel ni Mbaye Ndiaye. nekk ci commune nga yoo xam te nee na moom Aliou Faye nee na moom la vieille garde dañu war a jóge ñu jox la place aux jeunes. moom nee aussi bokk na li ko intéressé lu ci mel ni def un centre d'état civil secondaire boo xam ne day permettre yenn villages yi nga xam ne dañoo sori capitale communale bi ñu mën di def ay extrait sans déplacement. bokk na ci aussi désenclavement bi maanaam yoon yi nga xam ne ñoo jógee Fatick dem ci foofu rawatina l'axe Kër Martin waxal jàmm ba Bambey yooyu nag nee na du compétence mais bu nekkee maire dina jëf kéem lay katanam ak ñi nga xam ne ñooy waa AGEROUTE ak ñooñu pour ñu mun a topp foofu. noonu aussi bokk na li nga xam ne programme am da koo tënk ci 23 points. 23 points noonu xam naa ne pour ñu jëm koo faram-fàcce fii dina xaw a yaatu. li ñu koy jeexale mooy li nga xam ne wala ba li ñu ko jeexale mooy waaw yor wàllu wér-gu-yaram mooy bulletin Covid 19 maanaam Omicron bi. fii ci Fatick nag feebar bi mu ngi fiy law. jot ci bulletin la wax na ci waa daal xaaral ma xool ko. ci région médicale Fatick. bulletin bi nga xam ne jot nañu ni ko démb. boo xoolee 273 patients maanaam ñaari téeméer ak juróom-ñaar fukk ak ñetti nit am nañu topp fi nga xam ne mooy centre technique bu hôpital régional loolu dugg na ci ñetti hospitalisation yoo xam ne ñaari ñu ngi bokk district Fatick ak district Foundiougne boo xoolee Fatick am na district centre Fatick am na 83 cas district sanitaire bu Diofior am na fukki cas ak juróom district sanitaire bu Sokone am na juróom fukk ak ñaar Niakhar am na ñaari cas Passy am na fukki cas ak juróom ñaar Foundiougne am na juróom fukki cas ak juróom ñaar Gossas am na ñaar fukki cas ak ñaar Jaxaw am na juróomi cas Gossas ñaata cas la am Université Sine Saloum am na juróom-ñetti cas boo xoolee boo calcul lépp mu ngi tollu ci ñaari téeméer ak juróom-ñaar fukk ak juróom-ñaari cas yoo xam ne jot nañu am Omicron fii ci région bu Fatick comme soxna Marie li mu nekkoon li nga xam ne jot naa xew fi ci Fatick ci coolu ramassé li ci gën a am solo waaw balaa ngay jeexal rek ñu am benn question boo xam ne bëgg naa la ko laaj muy ci côté violence beeg yi ni mel xam nga ne élection yi fu mu toll ni tembe campagne yi fu mu toll ni tembe gars yi sànniwante xeer rek yi ni mel ak violence yi bu ñu tasee ak yooyu noonu est-ce que loolu mbaa nemmeekuñ ko foofu noonu ci Fatick ci côté violence bi waaw pour le moment loolu amagul Fatick quoi gisaguñ ko Fatick mais fàttewoon naa sax am na benn njàng mooy daayira xaadir bu amoon fii ci Fatick
ki nga xam ne mooy guide religieux bi Cheikh Modou Ndiaye moom aussi jotoon naa addu ci wul bilan boobu parce que nee nañ élection yi booy xool campagne bi c'est 14 jours te élection yi benn fan la maanaam boo xoolee bu xool fukki fan ak juróom nee nag fukki fan ak juróom yooyu wata tax mbokk tas wata tax buñu tasee ñu ku ne di xool foo jaar mais élément pour liggéey ci pour violence bi daal jusqu'à présent amagul fa te xanaa peut-être ay mots yoo xam ne mooy comme ni ko da soxna daa bu waxee mooy la guerre des mots comme Matar ba ne dafa ne Issa Dieye yaaw jaar ji combat ci la af yooyu xam nga loolu moom loolu amagu moo fa am quoi te loolu bon on peut s'attendre que c'est dans l'amitié c'est dans la fraternité quoi mais côté violence moom physique moom amagul quoi Fatick parce que nag Fatick ni nga ko xamee Fatick dëkk bu ndaw la ñëpp a xamante fii ñëpp a xamante bokkut ak région mooy mag ñi nga xam ne mooy ay Kaolack ay Dakar fii moom boo génnee fii boo tasee ñu ne diw ñu ne la kii doomu di wala kii du mooy loolu quoi jaajëfal ko bu baax a baax moom Matar Diouf depuis Fatick moom moo nekk suñu correspondant foofu noonu le di ñuy dégtal li nga xam ne mooy actualité yu dukkee foofu le ca biir Fatick ak li ko war gis nga Elimane li mu wax campagne bi door na ñeenti fan ci tey ñoom nemmeekuwuñ benn violence par rapport ak yeneen dëkk yi comme Dakar bi nga xam ni moom violence liñ fay nemmeeku bari na trop ba ci fii sax Kaolack même naam bu fekkee bariwul sax nemmeeku nañ ko ci début li nga xam ne mooy campagne yi waaye itam ñëw na ak ñun ci li nga xam ne mooy Omicron bi nga xam ne moom itam laal na Fatick ndax booy xool nee na ci diggante lii di Foundiougne Diofior ak Passy ba ci Sokone jàpp Gossas ba fi nga xam ne mooy côté UCN boo ko globalisé mi ngi toll ci 267 cas yoo xam ni nemmeeku nañ ko foofule ca région bu Fatick waaye tamit li ñu wax rek mooy sànq ci li nga xam ne moom la ëttu yëglekaay yi xëyee booy xool ñaari point la depuis ba ñu commencé ci semaine bi ba léegi lundi ba tey jii ñaari axe lañ koy centré muy élection locale yi ak li nga xam ne mooy sport bi gaynde Sénégal waaye itam li nga xam ne mooy sanction bi CEDEAO teg ci ndoddu Mali mi ngi commencé Elimane foofu sax la ñuy dooree di répercuter ci li nga xam ne mooy économie bu Sénégal ndax les prix commencent à flamber yokk gi dañ ko dooraat ndax Mali tëj nañ seeni frontière produit ya daan génnatul ya daan duggatul Eli tamit waa CEDEAO ñii war moom nañ ñu de xam naa ne daal comme ni nga ko waxee ñu ngi jaajëfal bu baax a baax nag Matar Diouf bu Fatick te nuyu waa région bu Fatick yëpp jamono ji ñoom it ñu ngi ñuy bàyyi xel bu baax a baax di leen kontaane Marie Dabo xamoon nga ne mbir mi du sedd mukk du yomb du sedd parce que comme bokk daa soxo yi ni ñu ko waxee démb vraiment ñaari surtout ay dëkk yoo xamante ne dañoo taxaloo dëkk yooyu noonu bokk seen lépp bu benn tëjee frontière am rek beneen bi da koy yëg parce que vraiment wax nga ko démb nee nga vraiment ñun lu ñuy jëlee ci Mali at bu yàlla sàkk ay milliards yu bëri la 253 milliards 253 milliards par an kon loolu bu demee rek benn journée boo toogee jotoo benn 15 rek day commencé indi ay jafe-jafe ci askan wi te ñun ñoo koy yëg bu demee at nga lonk wala loolu nag gars yi war nañ cee mën a dox bu baax a baax xool lan la ndax guerru Mali bi la moom moo waral loolu wala coup d'état yi ñu fay def ndax ñoom respecté ñu sart yi nga xamante ne yooyu la CEDEAO tëral su fekkee loolu la nañu toog waxtaan parce que lépp rek ci waxtaan la mais Eli doguma la ñaata pays yu bokk ci CEDEAO ñoo def coup d'état te kenn sanctionné wu leen bari na pourtant jihadiste bi ñuy wax ak wàllum terrorisme bi pourtant ci dëkk Afrique yu bari am na ko te ñoom ñooy gën a pire la sax li Mali di def te amuñu benn loo xam ne rek yëkkati nañ ko teg ko seen kaw tamit lan lañ singalee Mali nii sama mbokk bambara yi nii tamit Eli doy na waar xam naa ne daal lépp rek ci waxtaan la ñoom ñi nga xamante ñoo seq mbir mi ñoom ñi nga xamante ñoom lañ jiital ñuy gérer CEDEAO ñoom it nañ toog waxtaan ñu bañ a boot di benn dëkk su fekkee dafa jalgati charte yi nga xamante ne moom lañ def ñu xool neneen loo xam ne noonu lañ koy sanctionné parce que ñoom boo demee am nañ ay sanctions yoo xamante ne moom lañ tëraloon bi nga xamante ne moom la ñuy bi ñuy taxawal fédération boobu noonu sanctions yooyu ñu xoolaat ko bu baax a baax mais boddi moom
buñ ko defee rek dina métti si ñi nga xamante ne ñoom lañ boddi mais dina métti si ñeneen ñi nga xamante ne ñoom lañ frontière. ñiñ boddi du métti ci ñoom de ndax Mali am nañ suuf buñ bayee am nañ fu ñu defee ay napp ay yaru jën parc aquatique buñ ko defaree am ko leneen seen dëkk ba riche na. non mën na métti si ñoom ci côté bi xam nga ñoom comme ni nga ko waxee rek am nañ lépp mais amuñu port te seen bagage yu bëri ñuy jot daanaka ci port autonome bu Dakar bii lay jógee comme ni muy méttee si ñun noonu lay méttee si ñoom parce que ñoom seen bagage yu bëri fii lay jaar muy seen i camion seen i oto seen i lépp seen marchandise yi nga xamante ne moom la ñuy jëfandikoo seen ceeb seen gaz seen lépp daal li nga xamante ne bi day jaar ci batu ñëw fii lay jaar ci port autonome bu Dakar kon loolu yëpp buñ leen ko gàllankooree dana métti si ñoom dina am loo xamante ne bii dina ko tuuse si ñoom comme ni ñuy tuusee ñun waaw kon loolu nag tamit gars yi war nañ koo mën a xoolaat bu baax a baax ñu jéem a waxtaan ak ñoom daal xool lan mooy mbir mi ñu càmbar ko daal ba mu leer nañ loolu daal man noonu laa ko gisee daal Alaaji Cheikh Tidiane daa soxo Guinée mi am fulla de moom dëgg yàlla daa xotti ab fooyam ne leen carrément bokkuma si waaw tax parce que xam na boppam nit da ngay xam sa bopp waaye sunu pata national tamit nañu jàppale moom itam nañu dimbale. waaw soxna Ndeye Marie Dabo dama lay jaajëfal ci revue des titres yi nga xamante ne def nga ko ak jàngat bi nga xam ne ci 3 axes la depuis ces derniers jours décision bi nga xam ne dama naan CEDEAO jël na ko waaye maliens yi tamit fulla mooy jaay Dakar parce que mënuma comprendre tubaab bi l'Afrique est riche ñuy jël suñuy produit di jël xoola or bi Sénégal or bi da nga koo gis boo soxlaa or tey nga décédé Mali seen suuf si nu mu baaxee ñu jël seen lépp jox ko waa Sénégal 253 milliards par an Sénégal war a doon pays bi njëkk réagi di xaar Guinée gu dee gi di réagi ñu baal ma ci kàddu bi maanaam mooy dañoo yor gouvernement boo xamante ne li naqari askan wi moo leen di neex parce que kilo yàpp mi ngi fi jar 4000 da ngaa dégg ñu def ci sax kii ni sommeil wala da nga cee dégg ñu def ci réunion comprendre ceeb ak diwlin ba mu yokkee ñu ne waaw oo nañ industriel yi subventionné nañ taxi yi ainsi de suite Sénégal moom at ba at la fi nit di lekk yàpp te léegi sax lekkatu ko parce que xaru tabaski bi ngay jënd 100 000 francs tabaski bu doonee mercredi jeudi vendredi samedi mu jeex xar ma jeex da nga koy nammaat donc maanaam ñàkk a lekk sax moo dal ñëpp tax ñëpp a ngi naan oxo di feebar sama kalaas waaw suñ kalaas gi ngay wax maasal noonu gi ba tax buñ ñalaan nag jóge na 300 000 dem 350 000 bu ko weddi dafa cher parce que Sénégal li ma gën a métti mooy nous sommes un pays dépendant trop suukar ceeb meew yàpp loo gis dañ ko dépendre te ñoo dàq xaste nag yaakaar ne ñun dañoo développé ceebu waalo bi buñ ko forcé sénégalais waalo Casamance déedéet ceebu waalo bi xam nga ceebu waalo bi nag nañ lekk ceebu mbay da nga ko gis ci marché bi bon goût bi saako bi fu mu jógee dafa jógee ci 15000 daal di dem ci 18000 loo ci mën dama lay laaj rek loo ci mën da nga koy jënd force da nga koy jënd ci prix ceeb bi amul ceeb yi sax Sénégal amul prix tey da ngay jot lii suba nga jot lee gannaaw suba nga jot te lépp lenn waral ko lu dul un état faible et c'est dangereux de vivre dans un état boo xam ne dafa faible gis nga lii c'est pas une question de dañuy défendre Mali mais on doit le président de la République doit défendre le peuple malien et le peuple sénégalais waaw pour ses intérêts mais pas pour l'intérêt de la France pas pour l'intérêt de la CEDEAO parce que dañu organiser seen benn cellule xawma seen benn organisation lépp ngir xeex Afrique nii lañ fi def Libye daaneel ko pays buy dem la ñuy bañ fi ne nii Sénégal bu ñu xoolee sax suñ pétrole bi bu fekkee sax mu ngi fi ba léegi jël nañ ko yóbbu ko bu fekkente ne askanu Sénégal pétrole dafay am gaz am fi or am fi te askan wi gisuñ seen bopp zircon c'est à xoolal coton usine coton yëpp tëj nañ boo ko démarré Kahone ba Tamba yëpp tëj nañ lan moo ko waral parce que main d'œuvre ba fa war defuñ ko dañuy préférer def campagne coton bu ñëwee indi directeur bu bees mu dem jënd buñ defee campagne ba pare ba jaay coton bi ña cay liggéey ñu fay leen journée yaa ma gën a xam
jël li si des daal ne tër jënd ci oto dem toog Dakar bu ko defee ñu ne di noobale bu ko defee ñu appartement 500,000 di ko fay par très bien bu ko defee ñu ne Ndeye ma ko liggéey wala Serigne Diw moo ko ñaanal yaa ko sàcc waaye kay liggéey waaw kay Ndeye Marie li ma tàmbalee rek laay wax quand on vit dans un peuple boo xamante ne population bi seen autorité joxuñ leen benn cër bu fekkente ne potentialité yan am ca dëkk ba waa dëkk ba gisuñ ci seen bopp c'est à revoir baykat yaa ba ci démb rek ci baykat yi ñu ngi nii du gerte du dugub fi mu toll nii kilo dugub 400 kilo gerte 1000 francs voire 450 kilo mboq 300 voire 350 waa léegi kañ ngay lekk cere bu fekkee da ngaa dëkk ci kër gu mag balaa maa dee ñu ne nañ fonde da ngaa foog ni fonde gi noonu la kilo dugub 400 nga bëgg koo wal bëgg koo araw bëgg a jënd mat ak la koy togg suukar dafa da ngaa foog ni suukar dafa yomb kilo 700 ah xam nga ñoom balaa maa dee mburu maa ngi nii dañu bàyyi mburu maa ngi nii déjà dañu yokk mburu mi te yokkuñ poids bi imagine loolu nee naa la pays boo xamante ne c'est le bordel moo am Sénégal ci boppam nit ñi ñoo war a revoir prix yi waxuma ay revoir def ay conseil nan def nañ sphère ministre du commerce Aminata Assome Diatta génn na wax na ak industriel yi neneen dinañ wàññi ci suukar bi juróomi dërëm yi loolu dafa wàññi juróomi dërëm loolu day wàññi booy wàññi kilo suukar fii jarul Sénégal 400 kilo ceeb del ci 200 Sénégal du développé Sénégal ñu bëri xiif moo leen jàpp bu ONG yi ñëwee nag daal ne zone bi gis nañ ne zone Touba bi gis nañ ne gars yi dañoo xiif Amina Mbacke maa ngi lay ziar sànniwu ma xeer seen waa dëkk mais damay wax rek ci wàllub développement surtout àll bi sama doomu baay bi foofu ca Passy ci zone rurale bi sama doomu baay bi foofu ca Passy mën na maa seede chaque jour daf may déglu di ma bàyyi mu ne li ngay wax ni man mii di liggéey Passy xam naa ko je quitte 8h chez moi et rentré 20h ma ne ko waa lan ngay dund foofu mënuma pour ma lekk ceebu jën bu neex damay ñibbi si suñ kër effectivement elle a raison boo koy wax doo ko gëm mais génnal Ndeye Marie nga dem nga xam naa ko ndax génn naa yow dem nga fi Toubacouta génn naa dem nga fi Toubacouta dem nga fi wàkku nguna loo fa lekk bu la fa heure añ fekkee de boo lekkul gerte caaf naan ci ataaya ji wallahi azim doole te bu njëkkee ñu ne Sénégal dañoo defar te bourse sociale bi ñu leen koy dimbalee ñoom ba dañoo arrière wax dëgg fa yàlla Sénégal moom village yi lekk gi baaxul parce que mënuma concevoir fii Kaolack nga xam ceebu jën bu tàng jër nga bëgg a dem benn à une certaine zone léegi amatul ceeb bu tàng de non dama lay jox exemple rek dama lay jox exemple Kaolack lu mu dee moo tane zone rurale bi parce que zone rurale bi tellement métti goo xamante ne enseignants yi tey bu ma ci invité woon kenn mu toog fii ay ngaam lay waxee xiifa leen jàpp parce que yor xaalis taxul nga lekk lu baax parce que boo yoree benn 10 000 francs bëgg a dem jënd yàpp foo koy jëndee parce que luuma bu jotee nag yi nga xamante ne nag yi très bien nag yi nga xamante ne dañoo dem ba loof ñu nga xam ne dañ koy teg ci sareet di ko yóbbu ca daral ba pare di ñaan yàlla bu mu dee ci yoon bi parce que tellement dafay manqué ay vitamine carence dudul mënati sax dox moom lañu ay rataxin moom la ñuy yóbbu ca luuma ba rendi ko di ko jaay kilo 1000 francs nga yaakaar ne yaa ngi lekk yàpp fekk der sax lekkoo ko da ngay sàqami et dans un pays boo demee nag nga baal ma ci wax ji ñoom moom la ñuy jël loolu daal di koy foog or parce que dañ koy gëj a gis luuma bu su ko defee saaf bi sax du ñor day saaf nii def tuuti pompiteer su ko defee nga lekk mën na la indil ay feebar ay biir yu métti Sénégal nañu autorité nañu xoolaat bu baax prix yi askan wi sonn nañ lekk gi matatul te jéem a jàpp ci Mali gi ndax Mali seen waxuma sax conteneur yi ñuy dugal fii mais Mali li mu fiy dugal nag yi baax yëpp ñoo ko fiy dugal fii nee naa la Sénégal seeni nag ci luumay lay dem ñu rende ko di ko jaay kilo 1000 francs wala 2000 donc nañu xoolaat bu baax li nga xamante ne mooy conditions yi te Sénégal kenn waru ko ci woon jiitu Sénégal ak Mali benn la donc suñu autorité nañ xool ñoom nag li métti seen askan moo leen di neex ñoom amalu ñu benn njëriñ ñu ngi loolu jaaxal na ma waaw xoolal bu baax li ma la wax Sénégalais toujours li métti askan wi moom moo neex suñu autorité yi ba pare dama ci en profité te ndeysaan yow daa soxo daguma la il se permet toog ci kanamu télé naan tout va bien Sénégal am na taux de croissance 11% njëg gi wàññeeku na dund gi seeratul infrastructure yaa ngi jébbi tout cela alors que askan bi ci boppam ko ci tàllal micro bu la listé de yow nga fàtte la nga xam ne moom la Ndeye Marie Daba ay chiffres kenn lekk ko bi lay foofu laa lay njëkk a wax ay taux de croissance 20% lekkuñ ko taux de croissance à 2 chiffres dama ko mësul gëm lan laa koy gëme maa
ngi dund Sénégal bu ma juddoo ba léegi Sénégal laay dundee taux de croissance naan ay jóge na 7 dem na 11 na jóge 7 dem 20 mais population bi sentiruñ ko ce sont des chiffres yoo xamante ne dañu koy ay mais chiffres yoo xamante waa tey bu ñu génnee taux de croissance 12% te kilo ceeb mi ngi jar 400 kilo suukar 600 voire 700 waa léegi dama lay laaj loolu ana taux wala yow da ngaa jékki-jékki rek daal yëkkati sa taux transport dem beeg dikk bi métti Dakar Kaolack bu ñu ko defee 2500 ci yokk ko boo xamante ne ministre Mansour Faye waxu ko kenn waxu ko ñoom ñoo jékki-jékki transporteur du Sénégal parce que essence bi ñuy jënd dafa cher déedéet essence yokkul xaaral rek dafa cher gis nga yoon bi léeg-léeg parfois police yi montage yi dindi nañ ko démb góoru xuma maa ngi koy seetaan montage yi lañ bëggoon xam nga ñoom dañoo mayoon délai ultimatum à l'état du Sénégal 1 mois te diggante boobu 1 mois yi presque ñëw na góoru xuma dem biñ ko invité wax na lu leer nee na ñoom ci diggante bi sax état bi dafa ñëw waxtaan ak ñoom parce que ñoom état bi sax dafa teel a jël ay mesures am poste yi nga xamante ne montage yi dañ ko teel a wàññi mais chauffeuru Sénégal tamit li may wax rek askan autorité yi maanaam ñi nga xamante ne ñoom ñoo yor wàllu transport bi ñoom dañoo jël transporteurs yi bàyyi leen ak askan wi Kaolack ga gën a cher fii transport Ndeye Marie Daaw Kaolack billaahi maa ngi koy wax di ko waxati Ndeye Marie jógeel buntu Pikine ngay dem Tëngéej ci pay 200 francs nga jóge Kaolack gi di dem Kawoon gi benn borom jagataan ne la jox ma 800 taxi 250 voire 300 Ndeye Marie ñun ñoo gën a cher la transport fii nii Sénégal wóor na yàlla Kaolack bam daj demal Mbuur ñoo fi gën a yomb course yi itam de waaye Ndeye Marie yombul course moom yomb la nañ ko daa soxo de waaw xam nga course par rapport ak Dakar boo jigee fii ak Kawoon rek 1000 francs ngay fay waaw doo ma déglu transport Kaolack boo déggee man transport en commun xam nga loolu taxi la yow yaa choisir sa taxi da nga ko jël da nga ko loué comprendre nga fi ma waxee comprendre wala transport en commun tey xoola borom jagataay lu ñu def léegi boo pour nga dem Gare Nioro dañ ko def 2 fois da ngay dem ba fee 500 nga demaat ñu ne la 500 muy ñaata 1000 francs jeex na Kaolack ñoo fi gën a demal Mbuur taxi course foo munti dem 500 francs la ak Thiès ak Saint-Louis bu dee kalandoo 100 francs Kaolack gii man de bés mu fi yàlla mayee ndombal tànk ma ordonné fi ñu fi indi kalandoo mere gi ma mere transport surtout jagat ñoom dañuy yaakaar rek comme ça yow da ngay liggéey pour am ci dara mais da ngay tisam sax ba da ngay amel nit ña àq waaye tamit danse parfois oto yi entretien beeg yooyu noonu waaye ban seen poste day génn tamit entretien taxi yi fi indi baaxul taxi boo toogee weñ yi da lay jam delloo taxi jagarta ngay jël on se connaît jagarta yi fu gàtt ñu ne la 500 wala ñu ne la 1000 francs pour lan pour lan waaye nag danse nañ waxante dëgg rek te yàlla tax transport bi même bu dee métti na itam ñoom itam si la ñuy daw dépense mais ñu bañ caa am oto di ko entretien mais ñu bañ caa am àq non àq gëma ne am na ci ankay barki démb damay dem dimanche passé damay dem Kawoon borom jagata bi ma ñëw ma ne ko mais fii Kawoon c'est normal 1000 francs waa ay Ndeye Marie c'est normal da nga comprendre maanaam man bu ma nee 500 là je suis d'accord mais man mu jéem maa corrompre naa ma indi 1000 francs ma ne ko grand mu ma ne ko fii laa dëkk de après mu daal di ree ne ma noo indi 500 ma ne ko mënoo ko woon wax teel rek tey bu ma demoon jël keneen fay ko 500 léegi doo ñàkk wërsëg pourquoi nga bëgg maa nax donc askan wi nañ xoolaat bu baax a baax lii président ak autorité nañ ci jël kenn waru ci woon leen jiitu te yaawoo nañ wax ci lii balaa moo ëppi loxo dafa ëpp loxo waaw balaa moo ëppi loxo nañ wax ci li nga xam ni mooy décision bi ñu jël teg ko ci ñi nga xam ni ñooy comment dirais-je ndoddu Mali ci wàllum jihadiste ak wàllum terrorisme yooyu yëpp gis nañ ko ci yeneen pays Afrique yi yoo xam ne peut-être ñi ngi sax ci espace CEDEAO wala espace UEMOA nañ ci bàyyi xel li nga xam ni mooy sanction bi ñu yëkkati ko ndax li nga xam ni mooy Sénégal mën ci dellu ginnaaw waaye itam mën a def comme Guinée dañuy daal di rek addu ci point bu mujj bi muy sport bi nga xam ni ba tey ñi ngi ci CAN Cameroun bi Sénégal fas yéene jàkkaarloo ak Guinée vendredi incha allah waaye laata loolu dem moom ay match yu neex nga doon seetaan Eli Birahim Ka ay match yu neex bi ma ci gën a neex nag mooy match Nigéria Égypte bi waaw boobu moom match la vraiment match bu neexoon jox na ma Barça Real Chelsea Liverpool boobu moom mën nañu wax ne derby la quoi waaw neex na de waaw derby la Afrique de l'Ouest ñoo doon jongante
xam nga Afrique nag gars yi parfois dañ koy xaaj quoi gis nga Afrique de l'Ouest buy fuwal fii da ngay gis ñi nga xamante ñoo dëkkee ci Afrique de l'Ouest ñu Afrique noire dañuy supporter waaw ba mu baax waaw kay dañuy boddi naar yi quoi ñu nekk ci penku bi mu ngi noonu kon comme ni nga ko waxee dem ni première journée bi nga xamante ne moom mooy groupe E ñoom ñoo doon jongante démb rek match bi ci njëkk mu nekkoon diggante ki nga xamante ne bi moom mooy Algérie Sierra Leone ñu ngi ko doon fubalee foofu noonu ci Douala bi 13h jotee ñoom nag ñoom ñaar ñëpp dañoo témboo kenn dugalul sa morom dara benn yeneen ñaari match yi groupe D la woon mu doxoon bi ci njëkk mu nekkoon 16h mu doxoon ci diggante ki nga xamante ne moom mooy Nigéria ak Égypte Nigéria nag moom moo daal di duuma benn bal ci dara muy comme ni nga ko waxee bii bu nice kon Nigéria moom moo gagné match boobu kon ba tey rek ci groupe D bi seen deuxième match mu ngi doxoon ci diggante Soudan ak Guinée Bissau ñu ngi ko doon fubalee foofu noonu ci Garoua bi 19h jotee jàppal na ñoom ñaar te dañoo témboo kenn dugalal sa morom dara. kon daal dem benn victoire la. match yi neex na de ndax score yi yéegagul. mu ngi noonu daal. ay 1-0 ay 0-0 équipe bu ndaw amul. waaw équipe bu ndaw amul ñoom ñëpp vraiment ku ci ñëw rek boo gisee ni muy footballé rek nga xam ne vraiment équipe bi am na solo. kon ba tey rek ci li nga xamante ne moom moo soxal CAN 2022 ba tey rek muy wendi tey ji groupe F tey ci mercredi 12 janvier groupe F ñoom ñooy jongante bu 13h jotee Tunisie moom moo war a jàkkaarloog Mali. Tunisie Mali ba tey rek. naar yi ñoom Mali sama mbokk bambara yi. voilà mu ngi noonu kon loolu tamit match bu neex lay doon sa mbokk maliens yi ñoom ñoo fas ñoom Mali yàlla ngeen gagné. bambara yi xaw ma lan la ñuy indi tey nag. Mali football bu set wecc la ñuy indi. Tunisie la ñuy jàkkaarloo de. ñoom duñu ay comadi. duñu ay como de. Tunisie ay jàmbaar lañ de. si naar yi moom nañ ñu abal rek. dañoo gaaw de. xonq noppi moom nañ dégagé. ay tubaab yi football la ñu de. ma ne xonq noppi nañ dégagé instant bi. am naa équipe de. am naa équipe. Mali équipe la di. nga xeeb Mali équipe la de. alors ñoom Seydou Keita daal ñoom moom xawoon naa leen ñoom moom vraiment. non beneen génération moo ñëwaat. ñu jéem bi ñi génération 2000 gi. kon baax na. deuxième match bi Mari daaw ba tey groupe F Mauritanie Gambie. waaye da sama boobu moom du ma dem fenn damay toog di ko xaar ba commencé. Mari koy support. loolu tardé ko wóorul de. xam naa ne Gambie nga war a supporter nag parce que Gambie mu ngi si biir Sénégal. déedéet man Mauritanie laay supporter. naar yi waxay la. Mauritanie. waaye xale bu nekk gaa. Zeyna Xat. Zeyna Xat ñoom laay supporter de. xam naa ne daal du match bu yomb. démb maa ngi waxtaan ak sama benn xarit boo xam ne Mali fee la nekkoon Gambie. Abu si nee na ma tey naar yi jaayee foofu noonu ci Gambie xam nga naar yi dañoo bëri Gambie. daanaka magasin yu mag yi fa nekk yëpp naaru Mauritanie ñoom ñoo fa ne. nee na ma tey naar yi 10 heures la ñuy tëj parce que wóorut Gambie moom. ay daf lañ de à chaque fois buñ leen gañee moom. naar yi am nañ problème. buñ la jàppee. voilà mu ngi doon kon yàlla ci yàlla. def jàmm rek. kon troisième match bi mun war a nekk groupe E. Guinée équatoriale moom moo war a jàkkaarloo Côte d'Ivoire foofu noonu ci Douala. 19h jotee. waaw lekkatu aceke yi. Côte d'Ivoire ak poisson braisé. Guinée équatoriale am nañu match. Côte d'Ivoire am nañu match. du yomb. de non tey moom journée bi moom du yomb. journée bu nar a neex la match yi neex ay affiche yu neex la. ay affiche yu neex la moom yow. man daal maa ngi ci Gambie ak Mauritanie man. match baa ngi noonu. sama problème su ma doon joué katu kii boobu noonu loterie boobu noonu. li maire di wax damay parier ci Gambie. ñaari nuwo lañu ci Mauritanie. ma ne ko ñaari nuwo lañu. ay nuwo lañu. ay wàcc bees lañu. ay wàcc bees lañu ay bële lañu. kon Mari daaw lii moom moo gën a fës ci li nga xamante ne moom mooy xibaar yi ci wàllu tàggat yaram xam naa léegi rek incha allah ñu dal suñu. mu ngi noonu léegi ñu daal di àddu jëm ci li nga xam ne mooy ñaareelu pàcc émission bi di ci fas yéene dalal suñu gan gi ci biir kër gi la maison fas waxtaan ak moom ci li nga xam ne wàllum politique ak li nga xam ne mooy élection locale yi 2022 yi Elimane ci kanam léegi la. seeni kër laa sama gaañ ñi déglooti
mu ngi noonu ñuy woyal suñu émission ci biir sunu kër matin ñetti simili moo bootu ci juróom-ñeenti waxtu dañuy daal di àddu rek jëm ci ñaareelu pàcc bi fas yéene ko dalal ci biir kër gi la maison suñu gan di wuyoo ci trou Baba Thiam di agent commercial ci AB Signature waaye itam di membre ci coalition ànd nawle ànd liggéey bu président Serigne Mboup bokk ci mouvement KNV bu Kaolack Nouvelle Vision bu Youssouf Ahmed Benjeloum bi nga xam ne moom la ñu tabb ci li nga xam ne mooy département bi ngir rek mu bokk ci jongante yooyu waaye itam président Serigne Mboup di ki nga xam ne moom la ànd nawle samp ci commune bi mu bokk ci élection falub yi nga xam ne ñooy bopp moomee li fii dañu koy dalal Baba Thiam maa ngi lay ziar bu baax a baax. waaw maa ngi leen di ziar bu baax a baax di leen di nuyu di leen di jaajëfal. di nuyu Cheikh Tidiane mi ma dalal ak yéen ñi ma fekk ci plateau bi yëpp di leen di jox seen wàccuwaay. bon man nag je suis un juriste de formation. maa ngi tudd Baba Thiam maa ngi dëkk Sam Kaolack. bokk ci mouvement bu ñu naan KNV maanaam Kaolack Nouvelle Vision ñuy ànd di ak monsieur Serigne Mboup mi nga xam ne moom moo soxla mairie Kaolack bi bon ñun nag ay jeunes Youssouf Benjeloum lañ nous sommes là juste pour indi suñuy contribution ak suñu xalaat ci wàllum politique bi maanaam dañu fiy ñëw aussi pour défendre suñu leader pour tamit indi politique bi nga xam ne moom la fas yéene mën a Kaolack buñ ma may tuuti incha allah bëgg naa ci gën a développé comme ça ñu gën koo xam gën a xam l'homme qui est vraiment Youssouf Benjeloum qui est vraiment Serigne Mboup parce que il est temps que Kaolack waay xam lii xew Kaolack xam aussi tamit politique gu Kaolack ni muy demee xam tamit ki gën ci ñoom parce que am na ay choses yoo xam ne dañ koy faral di reprocher sama mbokk Kaolack waay te amuñ choix dañ ko wax te dee te vraiment doon na loo xam ne ñun dañoo fas yéenee ñëw pour xeex loolu noonu parce que ça te fait mal ngay toog di dégg ñu naan Kaolack amul choix Kaolack boo demee mooy dëkk bi gën a salte ci Sénégal Kaolack amul nii Kaolack amul naa wala Kaolack bëgguñ lu baax tey nag dañ fi ñëw pour vraiment gis li nga xam ne moo daan ñaaw Kaolack ñu fas yéene incha allah ñëw bon pour relever défi bi te aussi tamit di ñaan yàlla ànd ceeg ñun mu ngi noonu ñaan yàlla ànd ceeg ñun ngeen relever défi yi nga xam ni moom ngeen bëgg ci bis bu yàlla defee rek ñu teg leen ci boppu mairie bi ak fi nga xam ni mooy boppu département bi mais tey bu ñu ñëwee rek ci li nga xam ni mooy poñ bu mu njëkk bi ci wàllum élection locale yi diggante Youssouf Ahmed Benjeloum ak Serigne Mboup bu ngeen mënee revenir un peu ci li nga xam ni mooy seen programme yi nga xam ni jot ngeen koo étaler depuis le début élection yi ci diggante campagne yi lundi diggante samedi bi nga xam ne ubbee nañ ko ba ci 4e jour bi nga xam ne mooy ci élection locale yi seen programme bi bu ngeen ci mënee ñëwaat tuuti rek ak lan moo tax ngeen choisir yenn ci ay points yi nga xam ne bëgg ngeen ko demal fii ci biir Kaolack. waaw may rafetlu aussi trop question bi di question boo xam ne vraiment dama ci sawaral tontu lool te dama ciy répondre avec ouverture parce que man je suis jeune boo xam ne je suis Kaolackois mais daanaka ñun li ñuy nekk Dakar moo ëpp parce que la plupart de nos activités dañ koy mën a dem di koy def ci Dakar mais balaa may tontu sa question bi dama bëgg a jaar tuuti ci sama biographie aussi leader parce que Ahmed Youssouf Benjeloum comme ni ko xamagul moom benn ndaw la boo xam ne il est Kaolackois d'origine aussi Kaolackois dëkk Saam yaroo Saam fii la jàngee fii la màggee ba am bagam jàng moo ko yóbbu Dakar fa la amee licence am après def concours bu ñu naan concours ENA bi mu jàllee ENA yàlla defal ko ci sutura mu dugg impôt et domaine bi mu duggee aussi impôt et domaine mënoon na fa dugg toog parce que ku xam impôt et domaine xam ne xaalis la te tamit vraiment foofu moom voilà moom de pratiquement ñëpp di rêve nekk mais defu ko parce que li ko ñor mooy jeunesse su Kaolackois day ñëw gis jeunesse bi ni ñuy souffrir day ñëw gis Kaolack ni muy souffrir day ñëw gis famille niñ sonne loolu moo ko éveillé
ba dugal ko tey jii ci langue politique mu fas yéene ñëw doon doomu Kaolack waaye indi ay contribution am fas yéene jàppale doomu Kaolack ci suñ campagne nag biñ ko débuté bon ñoo ngi ko débuté ak ay visite de proximité d'abord ànd nañ ci bu yàggul dara ak président Serigne Mboup ba ñëw fii nii rencontré artisanat yeeg du tout ñëpp am na tamit ay match yoo xam ne ñëw nañ assister ko comme doo nekkoon fa ay parrain à l'estade bi bu Kaolack bi et aussi tamit day soog a door parce que 4 jours yaakaar naa ne nekkagul campagne bi mais pré campagne la dañoo ñëw rek pour soog a door voilà duggaat encore ci quelques quartiers Kaolack def ay visite de proximité def tamit li ñu naan politique de proximité maanaam wane suñ carte wane ne vote bi parce que la plupart des Kaolackois man su may laajte ci ñu bëri comprendre uñ ne vote bi ñaar la parce que dafa am vote départemental am vote communal pour mairie effectivement maanaam ku voté Serigne Mboup ba pare boo tourné ci ànd nawle bi aussi da ngay gis ci Youssou Bengelloune ci départemental bi donc vote bi da ngay voté benn Serigne Mboup benn Bengelloune mu doon tamit lu am solo parce que suñ yaay yi waaw ak dañuy confondre voilà parfois. dañuy faral di confondre loolu am na ñoo xam sax da ngay wax ne la man xaw ma ko woon voilà loolu aussi moo nekkoon tey jii nii ci suñu lancement bu njëkk bu campagne fexe ba électeurs yëpp xam xamee nu seen ñuy voté espèce humaine bi xam seen espèce humaine nu muy demee loolu moo nekkoon ci suñu mbébét ci 4 premiers jours campagne bi à part rencontre yi ñu jot a def ak artisans yi ak tamit population Kaolack mais ci programme bi yan piste parce que gis nañ ñoo xam ne dañ ne ci wàllum santé bëgg nañ cee def lii wàllum éducation bëgg nañ cee def lii mais yéen ci yan axe ngeen gën a accentuer yu seen programme une fois que vous serez élu ci département bi. effectivement ñun jeunes yi ñoo ñu xaw a gën a yitteel ak les femmes parce que boo xoolee le président Ahmed Youssou Bengelloune moom day faral di def ce qu'on appelle des formations pour les femmes parce que nit ki nga may ko lu mu lekk nga jàngal ko ni ñuy nappee moo ko gën effectivement la plupart départemental boo ñëwee dañ naan la homme projet parce que ñoom loolu lañ ko xamee borom projet yaa ngi nii lañ ñuy wax suñ yaay yi da nga ñëw ñu ne borom projet yaa ngi defarum saabu beeg yu kenn xamul parce que ñun ci loolu la ñuy forger les femmes d'abord jéem leen a jàngal ñoom ñu mënal seen bopp entrepreneuriat féminin à l'aide de madame Bengelloune moom moo ñu koy gën a faciliter moom mooy def coordination bi mooy def tout ça et aussi tamit sur l'emploi des jeunes parce que tamit ñu waxante dëgg ndaw yi bëri nañ lool Kaolack waaye xëy amul boo xoolee ci programme Serigne Mboup la plupart c'est le seul leader politique ici à Kaolack man bi ma gis bi ma juddoo ba léegi te xam naa ne tamit samay pap bu ma waxee tamit loolu lañ may wax que mu jël ay structure def ko Kaolack yàgg a xeexal Kaolack te musul laaj dara Kaolack tey jii boo ñëwee en 2006 man j'étais plus jeune amoon na ay taxi bleu yu daan daw moo ko fi indi woon bi mu demee boobu ci gouvernement Abdoulaye Wade la ñu xeex ko taxul mu daw ñu dem encore mu dem jëli chambre de commerce tey jii cœur de ville ak yeneen réalisation loolu tamit bokk na ci programme Ahmed Youssou Bengelloune parce que actuellement à l'instant tey may wax ak yow ni moo ngi defal ndaw ñi benn genre formation entrepreneuriat ci pisciculture parce que ku wax pisciculture xam ne Sénégal Macky Sall wax na ko le président Macky Sall wax na ko bu yàggul dara nee na avec pétrole bi ñu gis ci ndox mi dinañ dem ba pour lekkati fi jën problème la te soo leen xoolee mu ngi commencé di am mu ngi commencé di am nànk-nànk parce que léegi jën cher na te dinañ dem ba benn instant baadool du lekkati jën léegi ndox moomu noonu nga xam ne gis nañ ci gaz gis nañ ci pétrole du amati poisson yu bëri donc lu ñu mën a def mooy réorienter loolu noonu ci la pisciculture d'ailleurs ñoo ngi def formation bi les jeunes ak les femmes ñëpp a ngi ci def formation bi fii ci niveau cœur de ville loolu président de la république alloué woon ci benn budget bu 35 milliards et plus bi mu ko defee Kaolack bokk ci woon amoon na ay région Sénégal yu bëri ci bokkoon mais Kaolack bokk ci woon d'ailleurs président moo ngi waroon na ko clôturer le 30 bii nii def benn genre réunion de clôture jox nit ñi seen accréditation ñu dem mais moom bi mu yëgee loolu le président Ahmed Youssou Bengelloune
dox na ci wax ci autorité yi mu war a wax ba Kaolack mën a bénéficier wu ci formation boobu noonu tey jii nii formation boobu kon doomu Kaolack waaye dañ ko delloo njukkal ndax boo paree di nga am ci financement boo xam ne même bu état ñëwul yow di nga mën a demal sa bopp moom ci côté entrepreneuriat da ciy gën a insister moom li muy wax rek nee na man je ne suis pas un politicien bu leen ma foog politicien koo xam ne day ñëw di wax rek di dem man dama ñëw pour liggéey te effectivement biñ ko gisee ba léegi loolu la fi wane liggéey jàppale jeunes yi jàppale jigéen ndax ku wax population jigéen ñi ngay wax ak jeunes yi daanaka ñoom ñooy voté ñoom ñooy électorat bi te ci loolu lay xëy di dox suba ngoon te incha allah bu ñu yàlla defee tey jii ni ñu toog ci au niveau départemental loolu la ñuy fësal parce que bu liggéey amee rek dëkk bi daal di neex Cheikh Tidiane daa soxla waaw Baba dama lay jaajëfal ci li nga xamante ne tontu ko ci wàllub entrepreneuriat boobu sax laay des ak Kaolack Nouvelle Vision lan ngeen di xaar ëllëg ak ndaw ñi keroog bu ñu leen tegee ci boppu département bi Kaolack Nouvelle Vision. voilà comme li ma waxoon sànq rek ñun ndaw ñi li ma leen a wax dëkk ndaw a ko yor ak femme ñun ndaw ñi li ñuy xaar ci yéen ci ñoom lenn la muy jéem leen a jàppale jéem leen a yokk doole. à l'aide de Serigne Mboup parce que gis nga ñun département bi bu ñu demee gagné département bi ànd ak Serigne Mboup gagné département bi ce sera plus facile parce que tey jii bu nawle gagné département bi am maire am nawle am département am nawle ku xam Serigne Mboup xam ne liggéeykat la ku xam Serigne Mboup xam ne liggéeykat la. mais sànq dama dégg ci sa wax nga ne Serigne Mboup indi woon na fi ay taxi est-ce que taxi yooyu ñu bëri dañoo jàpp ne askan wi nee nañ dafa lajj ci wàllu taxi yooyu noonu parce que gis nañ ne ñu ngi ko joxoon ñëpp amul entreprendre bi nekk amu ci ba pare qualité taxi yi fi indi woon baaxul parce que adapté wul ak climat Kaolack bi te gis nañ ne foofu ba tey tamit dafa daw tuuti mu taxaw da ngay daw tuuti mu taxaw parce que tamit boo nee da ngay jàppale transporteurs yi ci wàllu transport en commun da nga leen di indil ay taxi yu baax tey jii ni ci wàllu transport Kaolack gis nañ ne taxi yi baaxul yéen keroog bu ngeen toogee te nga xam ne seen patron Serigne Mboup moom dafay yëngu ci wàllub transport oto ndax transporteurs yi pare nañ pour mu indiwaat taxi mi bon yooyu wala yéen non ndax est-ce que ñoom jël nañ en compte transport bi ci seen programme transport bi waaw comme ni ko waxee sànq ñun mosuñ fay indi taxi bu bon parce que askan wi ñoo ko wax waaw c'est-à-dire dafa am y a des gens yoo xam ne ñoo jàpp ni dafa lajj ci transport bi y a des gens yoo xam ne xam nga saltel da leen a neex parce que gis nga dafa amoon sànq bi may ñëw maa ngi leen di déglu ci yoon bi gis nga dafa am yoo xam ne dafa am nit ñoo xam ne nanguñ concurrent dans la vie parce que Kaolack ndaw goo xam ne tey jii ni booy jël taxi di def course rek dañ naan la 1000 francs wala 2500 wala yu kenn xamul alors que loolu c'est pas normal dañ waxante dëgg Dakar génnee moo ko gën a jax fop te des fois distance yu ndaw yi li la waa Kaolack di facturer ñoom duñ la ko facturer Jakarta da nga koy bëgg a jël xoolal ko jël taxi 200 francs ville ba Casaville wala ville ba Sam wala ville ba Ngane 200 francs nga tourné dem jëli Jakarta mu ne la loolu 1000 francs nga may fay wala 1500 mais xam nga ñoon du nangu concurrent nañ waxante dëgg du coup nag bu ñu indee suñu taxi il faut que ñu dem ndax dañoo daw demoon time boobu noonu j'étais plus jeune mais dañoo dem wax ak Ablaye Wade ne ko Serigne Mboup dafa fas yéene pour rey transporteurs yi Kaolack ñoom ñoo jaar loolu nag moom moo tax tey jii nii Serigne Mboup ñu mujj woon a arrêté kii otoom yi doon daw taxi bi lay mais qualité taxi bi laa la wax mais qualité taxi bi amul benn problème amul woon benn problème parce que oto yi daw na fi mooy taxi bi lay mais yàggul mais parce que état moo ko arrêté déedéet du état maanaam taxi si état moo ko arrêté Ndeye Marie taxi mës nga koo yëg waaw man de wax dëgg yàlla xew na fi ba deex mosuma cee xam nga c'était des taxis bleu maanaam taxi xewul ba jeex maanaam taxi moo dafa adapté wul ak climat parce que dafa ñëw ruus xobbeeku daal di yàqu
tey transporteurs yi bu ñu leen di xaar ci wàllum ngeen jàppale leen parce que taxi Kaolack yi baaxul tey sëriñ boobu am na les moyens pour mu dem débloquer ay taxi indi pour jàppale chauffeur taxi yi nekk fii ci diwaan jox leen yu yees dem recycler jox leen yu yees mais si seen programme xanaa kay war ngeen a jàppale parce que taximaan yi ñoom it ay père de famille lañ ci lan ngeen leen di jàppale incha allah loolu bokk na ci suñ programme mais loolu xam naa sûrement day laajaat beneen émission pour ñu wax ci loolu kase parce que laaj beneen émission de wax ko fi non parce que tey jii nii man comme yéen a ngi campagne moom wax leen lépp ci table bi rek man li ma la mën a wax ci taxi Serigne Mboup bi parce que xam nga tamit fii ku nekk dafa am domaine de compétence boo xam ne moom ci moom nga taxawee tey jii man bi may ñëw ci Kaolack Nouvelle Vision ak Serigne Mboup ñoo ma fi indi mais ci suñ politique dama ne leen ne gis ngeen fi en 2006 parce que l'homme il a tenté xam nga lan moo bon Cheikh Ahmed Tidiane ñàkk jéem waaw tenté na demut il a tenté ñu xeex ko xeexuñ ko kenn taxi non mais saa waay yow xanaa ci li nga jàpp yow da nga jàpp ne dañ koo xeex il a tenté ñu xeex ko xam nga kooku parce que am na taxi yu doon daw Ziguinchor taxi 7 places yooyu biñu demee ay 4x4 biñu demee ba ñëwaatee yu ci bëri dañoo delloo seen taxi parce que xaalis ba mu na ko doon joxee dafa bëri taxi dama ne la booy jàppale nit booy jàppale ay néeru doole mënuñ ci jëndee ay taxi 2 millions wala 3 millions nga bëgg leen a joxee taxi 7 millions xanaa da nga leen a bëgg a faat ci loolu laa dama ne la bu ngeen toogee ndax da ngeen dem indi ay 505 yu wow kong wala da ngeen di dem waxaale benn société indienne boo xamante ne day jàppale transport en commun bu Kaolack ngir ñu génnee fi taxi xur dabb yi fi nekk daal di taxi yu bees mais Serigne Mboup il a les moyens foofu fan ngeen ci toog loolu bu neexee yàlla ñu ngi ciy liggéey bu baax te bu neexee yàlla dina antu mais nag duñ wax lépp parce que gis nga Kaolack waaye dañ leen a bëgg a defaral li nga xam ne moom lañ méngoo gis nga Kaolack dafa mérité lu baax Kaolack dafa sonn il est temps gis nga ñun ay jeunes lañ Cheikh Tidiane yow jeune nga waaw yow jeune nga ñun ay jeunes lañ ay jeunes kese ñoo nekk fii ci plateau bi mais gis nga avenir xale ñun li ñu tax a jug mooy gis nga jeunesse bu amee doole rek population bi société bi jeunesse consciente day dox mais am nañ ko Kaolack yàlla xam na ne gis nga koo fi teg loxo mu ne la maa ngi master wala maa ngi licence bu gàttee ba gàtt mais c'est dur ngay daw di dem Dakar di utiloo joo bi par journalier des fois même da ngay gis koo xam da nga koy laaj soo duggee Colobane sama mbokk étudiants yi mais la plupart ñoom ñooy def rangu yi dem ci balu fëgg jaayi fajar daal di xaar ñu dagg bal ñu daal di jël lu mat ay 10 jeans wala 15 jeans daal di koy jaay pour mën a am lu ñu dundee te Kaolack gi nekk fi ñu dëkk fi yaroo fi màggee fi seen yaay nekk fi seen papa yi nekk fi ñu war fi mën a am lu baax ñoom ci luñ toog pour liggéey mais mënuñ ko am mais day métti ci xol balaa nga koy gën a xam nga nekk Dakar bu ñuy wax Kaolack da ngay am ñoo xam dañuy jéem a tuutal yéen de seen dëkk boobu bu salte boobu noonu yéen seen dëkk boobu nga xam ne amul maire yéen seen dëkk boobu nga xam ne parti au pouvoir kese moo koy jël mais Cheikh Tidiane daa soxla loolu c'est grave. bàkkee nañ ñu ko ba taay. te depuis ci samay papa la samay maam ba ñun suñu génération mais ñun na suñu génération ça ne va pas passer. ça ne passera. ça ne comme li ko maire bi ça ne passera. ça ne se passera du jàll. on a des jeunes leaders comme Ben. on a un gars sûr comme Serigne Mboup. mais ci wàllu xëyu ndaw ñi ndax da ngeen di développer usines yi fi suux wala da ngeen di créer ay industrie waaw industrie. bon ñaan nañ yàlla parce que comme jàppalante la. parce que xam nga mairie du li ñëpp di xalaat ci conseil départemental ak ci mairie mooy da ngay ñëw changer système on ne peut pas le changer. on ne peut pas changer un système qui marche. c'est-à-dire ñun ñëwuñ pour diisanteeg mbagg nit ñi wala pour wan ne ñoo fi ëpp doole du genre. dàq ñi teg ñi usine bu ñu fekk mu nekkoon en faillite ñu xam ne mën nañ la relever dañ koy jéem a yëkkatiwaat parce que suñu doom ñoo fay liggéey. ñu waxante dëgg. ñaan nañ yàlla aussi créer yeneen emploi parce que monsieur Bengelou mu ngi ciy liggéey. mi ngi ciy liggéey bu baax a baax a baax a baax sur l'emploi des jeunes mu ngi ciy liggéey bu baax parce que fu mu dégg projet. fu mu dégg ne xëyum ndaw la jéem na ci inscrire Kaolack waay pour ñu dem jéem cee jàpp. fu mu gis ne doomu Kaolack waa war na fee mën a am dara rek daw na jéem koo indi wala jéem koo jël loolu yëkkati ko Kaolack te pourtant bu ko neexoon bañ ko def. parce que boo demoon tey jii Grand Yoff bi nga xam ne fa la dëkk fa la logé quoi. gis nga le maire de Grand Yoff bi mu xamee ne le gars là nekkul candidat ci maire Grand Yoff. mais daf ko def ouf de soulagement. mbaaru. parce que foogoon na ne moom day dem déposer ci candidature am ci mairie Grand Yoff mais kooku gëmul Grand Yoff gëmul loolu
kooku Kaolack la gëm bi muy commencé ci campagne yi moom ñun mairie lañ bëggoon mais xam nga li gars yi naan ñaari kuy duñ bokk mbalka moom il a pas besoin que jéem a xaajaloo fii sëriñ bu mi mu bokkal benn koñ même sax laay wax xaajaloo fee gis nga mbooloo mooy doole Cheikh Tidiane gis nga ñun ñii buñ uniroo ñoo mën lu yàlla bind si àdduna te mbooloo mooy doole dañuy yokkante doole tey jii boo jëlee sëriñ boobu teg ko ci mairie jël Youssou benn teg ko ci départemental mooy moo ëpp avantage que nga jël Youssou benn teg ko ci mairie jël sëriñ bu teg ko ci mairie ñoom ñaar ñu ay concurrent dañoo dépassé léegi politique bi nga xam ne mooy politique gu mag yu njëkk ya la noonu laa koy mën a waxee maanaam waaw maanaam xam nga saa waay daal moo ngi nii nañ ko dénigré ñun dépassé nañ waaw nañ dépassé nañ stade boobu mais soxna Ndeye Marie Dabo xam nga Kaolack Nouvelle Vision dañuy yëngu ci wàllub jëmbat garab Ndeye Marie Kaolack am ay garab environnement gisuma ko fi de est-ce que seen programme loolu mentionné ngeen ko ci bon wàllum journée de reboisement yi defoon nañ ko fi te daanaka sax chaque année dañ koy def des fois nag dañuy am peut-être problème de suivi des fois dañuy am problème de suivi mais ça moom doguma la sax mais c'est un fait c'est un constat boo xam ni dañu ko remarqué même man sama koñ y a un leader qui fait partie de la coalition Yewwi Askan Wi il s'appelle Pape Diop El Hadj Sega Diop moom chaque année day reboiser ay garab ci biir koñ bi mais suivi bi ñi nga xam ne dañ koy jëmbat seen buntu kër yi ñoo koy njëkk a bàyyi mu dee rarement ngay gis mu jëmbat garab am yu màgg buntu këram ak suñu buntu kër def naa ña fa am jardin te pourtant Ndeye Marie premier programme bu candidat Kaolack war a njëkk a def mooy xool nu environnement Kaolack parce que la verdure bi waaw loolu tamit lu am solo la parce que xam nga gàncax moom fu muy sax war nga koo xool suuf si ni muy demee mais aussi tamit ñoom li leen ci gën a tax mu ñëw parce que gis nga Kaolack dafa dem ba benn instant amatul ay garab yu bëri suuf si moo ngi rey garab yi la plupart du temps bon du coup moom day faral di def ay journée reboisement te da koy def presque chaque année mais tamit gis nga nit li mu mën mooy début dina dem xooli ji peut-être garab gi nga xam ne moom moo adéquat ak suuf si mais la plupart du temps suivi bi mooy des comme li nga wax sànq parce que xam nga boo ñëwee ci koñ fekk fa waa koñ bi ñoom jënduñ defuñ dara yow yaa dem indi say garab yaa luwe say oto yaa def lépp indi sa sonorisation ñëw di teg ci koñ bi mais waa koñ bi tamit dañ ci war a jàpp gis nga li may wax sànq rek mbooloo mooy doole parce que ñun buñ ci jàppee ñoom ñu jàpp ci Kaolack développé mais tamit xam nga tamit ndeysaan da nga leen di comprendre d'une part parce que dañ leen a yàgg nax Kaolack dañ leen a yàgg nax dañoo sonn nag ci naxe mbaay bi mais mbaay bi moom sonn nañ ñoo ngi sant yàlla parce que jeunesse baa ngi yeewu si parce que démb am naa chance def ay rencontre ak ay femmes yu nekk Touba Ndorong ak ay jeunes ak ay association mais ku ci wax da nga koy naw parce que ñi ciy wax ñëpp am xam-xam ay liggéeykat lañ Kaolack kay liggéey fi la fekk baax wallaahi Kaolack moom suñ Kaolack Kaolack suñu Kaolack la maa ngi lay gërëm bu baax a baax Baba Thiam vraiment ci wuyu si bi nga wuyu si rajo suñu Kër FM compétence indépendance crédibilité juste pour vous macha allah di la kontaanee ok Baba ñëw nga di wax nag comme ni nga ko waxee léegi ne nga Kaolack gi ñu ko yàgg nax mbaa yi tamit doo leen ñu nax parce que loolu noonu tàmm nañ ne bu campagne ñëwee rek ku nekk rek da ngay lal programme boo xam ne sax du am suivi yaa ngi koy wax léegi Cheikh Tidiane Dansokho léegi wax na nee na da ngeen ni yëngu ci wàllu jëmbatum garab ak yi ni mel te Kaolack gisaguñ fi benn garab goo xamante ne nit mën na fa féexlu loolu nekk na problème mu Kaolack waaye itam ki nga xamante ne moom mooy Benzeloum mi nga xamante ne moom mooy xëccoo départemental bi est-ce que mën nga ñu dikkaat ak moom si 6 derniers mois yi nga xamante ne jàll na an yan réalisation yoo xam ne def na ko ak lan la def pour askan wi parce que gis nañ ñeneen ñoo xamante ne bii gis nañ seeni activité ak yeneen ni mel mais Benzeloum man gisaguma benn activité boo xam ne def na ko ci ginnaaw est-ce que mën nga ñu wax ndax moom da doon nëbbatu du def wala lan an yan activité la def moom l'homme social waaw ma lay jaajëfal aussi tamit ci question yu pertinente yi ma posé di ko rafetlu lool waaw ñun comme ni ma doon leen ko waxee sànq rek bon Benzeloum leader politique la bi nga xam ne mi ngi Kaolack
pour dara pour suqali Kaolack moo ko tax a jóg. Comme wax naa leen ko fi sànq ne que c'est un jeune boo xam ne moom lu dul développement Kaolack ñoru ko parce que il avait la possibilité vraiment de faire sa vie à part mais il a décidé de venir soutenir les Kaolack quoi maanaam xam naa ne dundinu Kaolack moo ko neexul moo tax mu fas yéene ñëw indi dooleem participer ci suñ développement dëkk. ci nan waaw ci nan. parce que xam nga politique dafa am baaxuwaay buñ ko fi xas tàmmee ñu koy définir fii nii ci suñ dëkk bi muy suñ ne la tu es un politicien maanaam yow na ma yàlla jéggal doo waxkatu dëgg. waaw loolu moom seen. na ma yàlla jéggal daal ci wax ji loolu lañ ñu bàkkee les politiciens. mais wax naa leen ko sànq sama biir wax nee naa leen Bengelloune ce n'est même pas un politicien. un politicien mooy ki nga xam ne moom lan la kon bu nekkul politicien. nit la koo xam ne dafa ñëw pour defar si. dafa ñëw uniquement am. mais defaragul dara engagement. defaragul dara laa wax si mi ngi defar. lan la defar parce que kii ñëw di former ay jeunes di leen jox xam-xam. kooku moo ngi defar c'est-à-dire ku lay may 1000 francs chaque jour wala may la jën chaque jour. mu jàngalee lu ñu nappee moo ko gën. parce que ci wàllum entrepreneuriat actuellement nii Kaolack gisoo ko fi lim fiy def benn leader politique boo ko fiy def. parce que mu ngi dimbale femmes yi mu ngi évoluer dans le social te mu ngi dimbale ndaw yi. am na bu yàggul dara am na benn appareil bu mu jëndal centre de santé bu Saam. boo xam ne dañ doon ko réclame d'une valeur de 2 millions d'ailleurs. bi mu ko déggee moom xam nga ku yoragul benn nomba tànk commencé di def ay premier pas kooku c'est à saluer parce que daanaka ñun suñ dëkk bi ñi ñuy jox ñëpp bopp naan ñoo fiy gën suñ xaalis la suñu xaalis la parce que boo nekkee ci état da lay jox budget li ñu naan budget mais budget bi pour ñan la pour askan bi la mais xam nga da ngay xool tey dama lay jox tey benn exemple bu xaw a terre à terre ci suñ maire bi mais Kaolack waa boo jël ne ko suñ maire bi lan la fi réaliser danaan la doo daan buntu këram saa waay dama koy laal. xam naa ne moom la ànd dama koy laal. non génnal fi nga laal doo daan buntu këram. moom rek la fi def. man moom laa gis. moom nga gis buntu këram amul doo daan baa ca kanam. non fi nga laal daa baaxul fi nga laal daa. aw nga saa aw nga saa waay bu ma ko laalee foofu day xaw a mais sa xëppoo na ñeexu doomu daal bi may laal fu ko neex. mën a tekk rek fair play ak moom. mais xam naa ne laal naa ko fee. kon nga bëgg wax ne moom waa Mariama. voilà waa na fa tuul. kii nu mu tuddati Thiam. waaw Thiam gis nañ ne aussi Kaolack. boo xoolee des années 2005. ak Kaolack 2022. changé na. parce que benn yow Kaolack ñeme woon génn guddi. parce que boo génnee ñu agressé la. parce que lamp yu leer amul. ñu gis ne léegi Kaolack boo sànnee sax dërëm nga for ko wala puso nga for ko. ñu gis aussi Kaolack canal yi ñu ngi koy tëj. ñu gis ay tali yoo xamante ne bii macha allah defar nañ ko. ay route secondaire yooyu amu fi woon. ci côté réalisation ñu gis ne Kaolack mu ngi avancé donte maire bi nga xamante ne moom moo fi nekk jamono ji mu ngi dem moom du bokk sax ci li nga xamante ne moom mooy candidat yi nga xamante ne ñooy jongante ngir xëccoog mairie bi. ak yi ni mel. loolu ndax fas yéene ngeen. yëgali waaw parce que état moom dañu ne. suivi la est-ce que loolu nga xam ne. fekk ngeen maire bi sumb ko fi. waaw donte nee nga yow duudaan rek nga gisagum. est-ce que yow duudaan boobu noonu fas nga def yeneen duudaan yoo xamante ne bii ci yeneen koñ yi nga xamante ne amul duudaan. buntu kër Bengelloune ak buntu kër Serigne Diouf ndax dina am duudaan. waaw jërëjëf encore ci laaj bi voilà parce que wax nga ko sànq ci say biir wax nee nga Kaolack de 2005 ba 2021 am na changement. mais loolu c'est normal parce que tamit. Kaolack du dëkk bu ndaw. xam nga ku wax le bassin arachidier. Kaolack dafa doon carrefour. te waroon na mën a doon heure bii nii dëkk yi nga xam ne ñëpp dañuy daw di koy wut. xam nga bu demee ba commencé di am progression boobu man damay yaakaar ne c'est bien mais c'est lent. parce que dafa yéex man fii laa jàngee grand fii laa defee sama lépp. mais
man musuma gis maire bu ma demee di defari extrait de naissance waaw wala may dem uti yeneen i kayit musuma faa fekk maire c'est-à-dire que même bu amee progressement mais ñun maire yi ñu yor dañoo toogul Kaolack maanaam amuñu suñuy jot ba ñuy jéem a lijjanti mbaa du ngeen def ni ñoom rek non mukk si àdduna parce que ñun on est toujours là gisoo ñu mais yéen a ngi Grand Yoff de non Grand Yoff dañoo dem liggéey déggoo ma ne la liggéey moo ñu yóbbu Dakar Serigne Mboup mu ngi Dakar di business non Serigne Mboup mu ngi Kaolack nangaan gi te buñ ko falee day toog fii fan yi lañ ko gis période campagne bi la fi commencé jaabante mais Serigne Mboup bu toogee du baax Serigne Mboup bu toogee du baax ndax parce que il faut que mu dem uti jiwaat encore ay actionnaire d'abord am na ay actionnaire mais attends Serigne Mboup moom bu toogee du baax mais keneen bu toogee dana non mais xam nga Serigne Mboup toogagul ci mairie waaw mais ñii dañ leen di gisoon ñu toog kon nag da nga wax ne Serigne Mboup bu toogee wala Bengelloune toog si département ñoom buñ ko jëlee dañuy toog parce que ñun loolu dañ leen ko exiger suñu biir campagne c'est à retenir yaa ko wax maa ko fi wax fii nii ci suñu kër FM vers 9h non jaru ko enregistrement c'est à retenir mais Bengelloune moom day yëngu Dakar de ah moom day yëngu Dakar de impôt et domaine mais c'est normal c'est normal profession la à part politique bi c'est un profession nit ku nekk da ngay am loo suturlu ak loo yóbbal sa famille c'est-à-dire politique dafa am durée rek politique durée la ñun ay jeunes lañ te ñaanuñ yàlla di dund chaque jour ci politique bëgg nañ ñun ñii dañoo soxla di mairie bi ni ñoom parce que peut-être ñoom bi ñuy am âge bi ñuy am ambition bi ñuy yëg nii ñun moom lañ doon yëg te yàlla mën leen a may accès pour ñu dem di compétir ay départemental ak mairie mais ñun dañoo ñaan yàlla tey jii ñoom buñ fi jógee ñu bañu fi ñu eggali suite bi mais tey jii ni comme li ma doon wax ci exemple suñu maire bi wala suñu maire yi fi jot a passé man ñi ma ci xam bëriwul Mariama Sarr mooy maire actuel bu Kaolack musuma ko gis te doomu Kaolack laa tey jii bu ma demoon mairie ne Mariama Sarr laa soxla mais loolu histoire bu dul jeex la te pourtant sama droit la waaw sama droit de nos droits sama droit la ma dem gis maire laaj ko mais su ma demoon tey ne salaamaaleykum Mariama Sarr laa soxla dañ ne c'est un fou kii dafa dof parce que kuy dox naan Mariama Sarr la soxla kii dafa dof mais tey jii nii ñun nag yooyu yëpp dañoo fas yéene xeex pour mu dem parce que événement yi jot a xew daf ñu jàngalaat ñu jeunesse ci lu bëri dëgg la tey jii boo xoolee keroog événement mars bi xew ci président Sonko éveil la ci jeunesse bu ne ci gox bu nekk aussi ñun yooyu daf ñu forger parce que dañuy gis dañuy génn yàlla defal nañu chance boo xam ne peut-être am na suñu mbokk yoo xam ne amaguñ ko mooy di génn di gis dem université am fa vie bu dure di génn di xam jafe-jafe di galère xam li galère di Kaolack waaye di jànkoonteel ngay mën a soog a ñëw pour wax parce que mënoo dund gis noppi boo dundee rek da ngay gis te da ngay wax moo ñu may tey fit ak courage bañ lancé wu ci politique gis aussi tamit ku ñu doy parce que man li may faral di wax man dama naan kii liggéey laa xam Bengelloune commencé na liggéeyam depuis 2011 mouvement la da créé woon benn mouvement bu ndaw rek Kaolack Nouvelle Vision mouvement la woon bu ndaw daanaka saam kasa la yemoon mais le gars da ko élargir danga leen ma li may def vraiment gëm naa ne su ma defee saam ka dañ naa dama ñëw kese pour defar sama gox mais dama koy élargir ànduma ak moom saam de moo dàq taa si Sénégal si Kaolack waaw mais ànduma ci ak moom dama toog di koy xool ñu defar ay plan et cetera ñu dem ba 2015 ma gis ne affaire yi ñu ngi commencé law ba am ay leader politique yu ko fi jotoon a côtoyer comme Afiyalum ànd ak moom pour dem jëli élection maire bi ñu demee peut-être bi mu demee ñoom ñu ñàkk élection maire bi am na comme ni ko fi jot a def dañuy raar ci scène politique bi am na ñoo xam ne ay leader lañu woon yoo xam ne jaakaaroon nañ même waxuma la maire mais présidentiel dañ koy jël comme le cas de Ibrahima Fall mais déggatoo ko fenn ci médias yi ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen mais moom il est toujours resté là il est toujours resté là di xeexal Kaolack Baba Thiam ñu seetlu ne vraiment taay moom amee ngeen ñu quoi parce que dafa mel ni yéen a moom dëkk bi wala lan la ñu ngi ñuy tànqal ngeen ñu ànd nawle Bengelloune yi mais campagne électorale est-ce que du nekkuloon pour
ngeen wax lan moom mooy seen programme bilan bi ngeen fas yéene def boo leen jëlee mairie beeg wala boo leen jëlee conseil ci njëkk ak teraanga mais yéen xiiroo ŋaayoo saaga wante tojante oto vraiment di sànnante ay xeer sànq rek bi may ñëw maa ngi posteeru seen concurrent yi ñi bokk ci beneen parti bi ñu jàpp seen poster yëpp daggate ko dëmbate ko dëggate ko mais yéen xiiroo beeg ŋaayoo bi si dëkk bi yéen lan la waaw mel ni nag yéen Serigne Mboup Mon Ndiaye Rahma Serigne Mboup yéen xanaa yéen rek yéen a fii candidat wala lan la non xam nga wala Bengelum Pape Demba xam nga waaw Bengelum Pape Demba waaw lu am intéressant lu am importance nga foofu Bengelum Pape Demba bon xam nga ñu waxante dëgg Lionel Messi ak Lewandowski duñ moroomu Ngàdd ak Ngolo Kanté on se dit la vérité léegi kan mooy Lionel Messi ak Ngolo non ñun ñooy le team Messi Lewandowski melu nekk timu Ngàdd ak Sada Thioub Messi taay fooratul de waaw mais Messi c'est le meilleur cette ballon d'or mais c'est le meilleur même lu mu ñàkk a fort bu toogoon ci banc bi recordam kenn battre ko waaw c'est le meilleur ñun ku ne xam-xam ne wallahi violent parce que gis nga bu la yàlla mayee tuuti xam-xam wala tuuti savoir di nga am yoo xam ne doo ci yëngu wala duñ la ci gis parce que rus nga ñu naan tey baaba moo karante cortège bay di xeex man jomm naa ko te politiciens yi tamit bu ko fiy def man duma la encouragé kar nañ fi démb suñ benn membre boo xam ne moo ngi ci parti bi bu Kaolack Nouvelle Vision bi dóor ko bu muy bëgg a dee kan moo ko kar ci ay gaayu suñu concurrent yi parce que bëgguma di wax tur ci suñ concurrent yi la suñ concurrent direct yi mooy ñan mooy gaay yi wax ñu gaay yi ñan ñoo leen gaay yi ñan la am nañ tur am sant waaw ko gaay yi am nañ tur am nañ sant waxal gaay yi waaw dañ ko kar waa nee na daal waa Njaay Raxma yi ñoom ñoo ko kar biñ ko karee ñu dóor ko ba gaañ ko mais c'est pas joli te Kaolack ñoom lii lañ xam jàmm lañ xam dal ak politique boo xam ne vraiment politique bu seen la bu seen amul tojante bopp amul yàqante oto fii que le maire gagne gis nga maintenant dañoo toll ci monde boo xam ne jëf mooy wax mais wax amatul solo ñun tey jii boo jëlee l'exemple de Serigne Mboup mais Serigne Mboup amoo loo ko créer amoo leen loo xam da nga ko koy créer parce que dafa def ay réalisation nga gis kooku boo ko neexoon campagne yi day wër rek yor otoom ne xàmmee leen maa ngi nii rek dañ naan moo defar lii suñ concurrent bi Ndiaye Raxma comme ni ngeen koy waxee qu'est-ce qu'il a fait à Kaolack comme ni ngeen koy waxee yéen waaw waaw yéen waa Nawle qu'est-ce qu'il a fait à Kaolack yéen ay réalisation échec ngeen def aywa nga ne Mon Ndiaye Raxma qu'est-ce qu'il a fait à Kaolack lu extraordinaire loo xam ne Kaolack quoi yëpp a ngi ci gis seen luñ mën a dut baaraam daal luñ mën a ni lii de alhamdulilahi rabbil alamin ngay joxe ceeb ak diwlin waaw aha loolu nag moo war a dakk tabax marché mairie waaw kañ non projet boo xam ne kañ lay pare daa noppeeku pare bu mais mënuñ la jox suñ xaalis ñun mais nga ñuy fonto man tey grand bu ma ñëwoon jox la sama xaalis sama 10 millions ne la defaral ma sama kër dans 1 mois wala dans 2 mois ne la ñaata la nga ne ma léelu ko 10 millions la 10 millions yi d'ici 2 mois daan remettre say clé mais ma toog 5 ans mënumaa jot samay kër mais c'est quoi ça loolu wax ju neex la bañ jox la kii bi nu mu tudd marché bi nga def lu la neex Kaolackaay dañoo yàgg victime doon ay victime ci loo xam ne ndeysaan xamuñ ko sax boo xëyee tey di xëpp xaalis beeg allo salaamaaleykum waaw mu mel ni am na ku ne ci ligne bi ok yaa ngi en direct waaw maa ngi ziar ñëpp delloo ziar waaw c'est Abdou Salam Dieng Abdou Salam ñu ngi lay ziar waaw dans soxo sama journaliste maa ngi lay ziar bu baax maa ngi lay delloo ziar Abdou Salam waaw je vous appelle depuis Goudomp Goudomp ana waa Goudomp maa ngi ci jàmm ñëpp a ngi ci jàmm baax alhamdulilah yaa ngi ci biir waaw ñu ngi ci tey sa naataango Baba Thiam waajoj ngeen invité waaw moom laa bëgg a leeralal tuuti na ko tey Modou Ndiaye Raxma liggéeyam c'est le travail du président Macky Sall waaw buy wax ne ndax Modou Ndiaye Raxma il a fait quelque chose à Kaolack oui il a fait quelque chose à Kaolack parce que leader muy le président Macky Sall bu ngeen xoolee tey le visage u Kaolack xam
xam ne Kaolack mu ngi changé de plus en plus. donc ñun dañuy am confiance ci moom ci liggéey bu rafet bu muy liggéey. c'est un opérateur économique. ba ci démb rek la Modou Ndiaye Rahma jël Malo d'Or à Thiès. Malo d'Or mooy opérateur. loolu fi ne mooy opérateur bu dàq liggéey. dans la région du Saloum. en plus au Sénégal. loolu nag fierté la ndax moom Serigne bu moom nekk si candidat. ñoo bokk métier bu ñuy liggéey. kii opérateur la kii opérateur la. ñu dem ci jongante ban opérateur moo ëpp njëriñ ci Sénégal. Modou Ndiaye Rahma jël premier gagné ko. donc Modou Ndiaye Rahma c'est un entrepreneur ensuite ndax mu ngi am ay société ay entreprise ay travaux yoo xam ne mu ngi koy liggéey. yan société jël yeneen Saloum yoo xam ne jox leen ko ñuy liggéey. mais nañu jox turu société c'est un chef d'entreprise donc il est en train de travailler. Abdou Salam nañu jox turu société yi. jox Serigne Mboup. Abdou Salam oui allo. waaw nee na nga jox ko yan société la Ndiaye Rahma def fii ci biir Kaolack. maa ngi ñëw je ndax Serigne Mboup état moo ko jox. Modou Ndiaye Rahma nag état joxoo ko état da ko nommé lu dul ambassadeur itinérant boo xam ne amul poste amul dara du poste ministériel du bureau du tous. moo kii nag Serigne Mboup état daa yëkkati lu toll ñu dëkk xolu dëkk la état yëkkati am lépp loo xam ne mi ngi fa lu mu fa nekk état yëkkati jébbal ko kontaan ne ko laajuma la ci dara. kooku nag tey buñ koy comparé koo xam ne état joxu ko dara te moom mu ngi def yaa ngi dégg. loolu du comparaison. li mu def lañ la laaj Abdou Salam. effectivement moom mooy question bi. waaw Modou Ndiaye Rahma tey xam nga mu ngi tabax ay marché. mu ngi yor mu ngi ànd ak société bu ñuy wax Loca Afrique. di tabax ay marché moo tabax marché Medina Baye bii ba mucc ay. marché Kaolack bu bees bii nekk ci bu génn Sing moo koy tabax kooku mu ngi def tey bu ñu demee ci wàllu transport muy Modou Ndiaye Rahma am na ci benn entreprise boo xam ne ci ay transport. yaa ngi dégg mu ngi jënd ay oto di permettre ay doomu Kaolack yi ñu ciy liggéey. donc loolu ak yeneen yoo xam ne man xaw ma ko mais xam naa ne Modou Ndiaye Rahma mu ngi ciy liggéey parce que bu liggéey toll loolu konoon ñoom du ñu am sañ-sañu jël def ko meilleur opérateur économique en plus mu ngi liggéey ci intrant gerte bi ak engrais bi Modou Ndiaye Rahma mu ngi ciy liggéey di ci gagné ay marché yu am solo di permettre Saloum yi ñu mën a jot ci teel seen i gerte mën a jot ci teel ak seen i engrais bu ñu war a def ci seen i gerte. yooyu yëpp baykat yaa ngi jooy ba léegi de. donc mu ngi liggéey ba am solo daal. lu jërëjëf jërëjëf merci beaucoup. ayca mu ngi noonu. dégg nga ko réplique. waaw xam nga ñun yàlla dañoo baaxoo ne voilà ñun dañoo respecté suñu naataango yi nga xam ne moom la ñuy concurrencer à chaque fois. dañ leen di jox le maximum de respect. parce que man yaakaar naa ne comme li may wax man jeune laa boo xam ne tey jii nii ñaan naa yàlla sama rakk yi ma féetee suuf dañuy jël ci man peut-être exemple. c'est normal c'est un politicien mën na wax ne sama leader waruñ ko wax lii moo def dama ko koy nangul mais wax ji amul benn preuve amul benn preuve bu mu la teg ne la Ndiaye Rahma moo créé usine nangam laaj nañ ko sànq entrepreneur ci lan ak opérateur économique ak ban waaw marché Medina Baye bees bi ñu tabax fii waaw xam nga yooyu ku guddul fan na ma yàlla jégal doo ko fekkee xam nga dafa am yoo xam ne man su ma ko déggee nit di wax damay xam ne Kaolack yi la nit ñi mënatut a berne Kaolack yi si boppam la nit ñi mënatut a jaxase li bëj seen xel yi dugg ci seen xel yi def lu leen neex génn dem non ñun on n'a pas besoin que suñ leader voilà waruñ koo def nii ñun non ñun dañuy def nii gis te ku la jox ndékki jox la añ bu ne la dinaa la jox reer nga war koo mën a gëm dëgg pire ñun loolu lañ gëm liggéey ñëwuñ fi pour ut ay noon ñëwuñ fi pour xeex ñëwuñ fi pour xuloo tey jii nii dañuy xool ci côté départemental bi encore ak monsieur Youssou Bengelou pourtant Pape Demba bi tey ak lu ñu mënti wax mais dugal na ay courant au niveau des départements. électrification rurale bi. effectivement mais c'est à saluer et c'est à féliciter. mais par l'aide de qui? Du président de la République. parce que dafa am nombal tànk tey jii boo xam ne moo ko may pouvoir que mu mën ko dugal foofu noonu. mais c'est à féliciter. xam nga ñun yàq taxuñoo jóg ñun defar moo ñu tax a jóg. dénoncer aussi tamit li nga xam ne yàgg nañoo doon victime am mu dakk fi moo tax ñun ñëwuñ fi comme mbubu politicien li ma leen wax rek au début. politicien bu ñu koy définir Kaolack dañ naan mooy ki nga xam ne du wax dëgg. wala Sénégal gi yëpp sax. dañ naan ki nga xam ne mooy diggaate
joxekatu ceeb bi joxekatu 1000 francs yi jàpp maire yi charge ci kaar yi bañ fees dell ay wa neen ay 2000 xartu mais 2 millions ñuy jox sa doom may tëdd di jooy enveloppe am na solo de waaw Elimane mais xaru tabaski Elimane dafa am Marie benn Dabo balaa ngay ñëw ñu fàttali numéro bi 33 936 33 33 mën ngeen a dugg jokk ci mais dafa am Elimane benn baat boo xam ne tamit askan wi ñu ngi koy étiqueté le kii di Youssouf Ahmed Bengelloune nee nañ daw làqu la daw làqu c'est-à-dire daw làqu maanaam pour mu fësal waaw faa mu làqatu ci ko am doole waaw mu gunge ko mu doog a am tour maanaam mu doog a am visibilité bi mu soxla moom kese maanaam du am crédit maanaam du am visibilité bi mu soxla mais faa mu daw làqu ci koo xam ni am na benn pouvoir am na benn notoriété nit ñi xam nañ ko waaw nga xam ne fu ñu ko tuddee rek tudd ko ci ginnaaw waaw askan wi daal ñu ngi naan daw làqu la amul fit amul kii maanaam philosophie wu dem moom kese amul fit waaw c'est-à-dire tamit xam nga gis nga nit ñi kenn moomu leen kenn jëndul leen li ñu war a wax dañ koy wax gis nga ñun dañoo nekk ci état boo xam ne démocratie daf fee am fii kasa nga sañ a gis opposition boo xam ne dañuy ñëw di wax lenn président te duñ ko def te dara du ko ci fekk fii kasa ngay gis voilà ñuy def ay meeting di sànnante xeer di joxante ay pic li ko rappeurs yi naan pic lépp voilà ci ambiance politique la mais Youssouf Bengelloune biñ ne daw làqu la musul daw làqu c'est-à-dire li may leen di wax sànq moom laay ñëwaat mooy que moom bu soxla woon mairie mën na dem parce que am na nombre de militants yoo xam ne mën na ko dem présenter ji ci élection mairie ci électorat bi mais li ma leen di wax une pierre à deux coups mooy ñun mënuñoo dëkk ak leader politique boo xam ne def na lu ne Kaolack taxawee na tamit fu ne Kaolack siggil na fu nekk Kaolack loolu am na mais di grand frère am aussi tey jii nii moom bu toogee ba gis kooku bilan am doy ko kooku woo ko ne ko dama bëgg maa ak yow ñu liggéey mais ñaara mën kenn te ñett moom bu ci boolee caaf xam il a préféré que moom mu jiital grand mu dem ci élection mairie mu dem moom élection départementale xam nga su nekkoon daw làqu day xëy rek postulé ne man maa ngi dem département wala man maa ngi xëy dem mairie mais gis na ne kii ñoom ñaar daanaka seen plan benn la parce que ñoom ñaar ñoo bokk même activité yi ñuy def sëriñ tabax lay def mu leer naañ Kaolack yëpp di gis tabax lay def jéem indi ay jeunes yu liggéey Youssou di formateur di ut ay di dem di uti ji fu nekk ay partenaires ñuy former ay gars pour li nga xam ne kay tey jii nii bu tabaxee mais soxlawul di dem di jéggaani ci yeneen i dëkk di wuti ji ñooñu nga xam ne am nañ xam-xam boobu mais li ñuy liggéey ci doomu Kaolack gii lay doon kon gaal dërëm bi génnul gaal gi loolu moo tax Ahmed Youssouf Bengelloune ànd ak Serigne Mboup ñu def coalition bu Kaolack waa yëpp aussi tamit di rafetlu ñuy ñaan yàlla aussi élection yi incha allah ñuy jëm yàlla may ñu ndam te incha allah yaakaar nañ ko parce que Kaolack waa yi vraiment fi ma leen gisee nii non dawuñ ci dara. am ngeen combat de waaw dawuñ ci dara. am ngeen combat de. non amuñ combat nag. lu tax nga ne amu leen combat parce que li tax ma ne amuñ combat ñun amaguñ fi ay adversaire de taille. waaw comme neex na nga samp sa nënd mais amaguñ fi ay adversaire de taille. mi ngi noonu nee na amuñu adversaire de taille amoon mbégte ak contentement di ko dalal suñu ñaareelu pàcc ci émission 3e numéro de la semaine Baba Thiam di juriste de formation waaye itam nekk agent commercial ci AB Signature bokk ci coalition ànd nawle ànd liggéey bu président Serigne Mboup di membre ci li nga xam ne mooy mouvement Kaolack nouvelle vision bu Youssouf Ahmed Bengelloune dañ koy daal di jox rek mu daal di joxe kàddum gu mujj. waaw maa ngi leen di jaajëfal yéen d'abord di leen gërëm bu baax ci invitation bi parce que tamit yombul li ngeen di def. daanaka la plupart am na ay jeunes yoo xam ne war nañu am fu ñu exprimer woo te duñ ko gis kon bu ñu amee chance am leen yéen it aussi ngeen di ay jeunes yoo xam ne vraiment
ñuñ war a jàppale la ñuñ war a taxawu ngeen tamit Kaolack parce que maa ngi koy wax démb ci benn statut bu ma def naan ñun Kaolackaay ñoo mën a dooleel suñu bopp ñun Kaolackaay aussi tamit ñun ñëpp ñu dem ci Play Store bi jéem a télécharger application Sunu Kër FM pour yokk leen doole parce que ñii ñoom bu ñu amee doole rek Kaolack naat ndax ñoom ils sont là amuñ parti buñ far amuñ ku ñuy jàppale ñoom ils sont là pour les Kaolackois ma leen ciy jaajëfal di leen aussi remercier ci loolu aussi tamit di remercier suñu leader di Ahmed Youssou Bengelloune moom mi nga xam ne tey moom moo ñu fi tax a ñëw pour représenter ko mu doon un gars boo xam ne soxla nañ ko fi de fexeel mu ñëw waaw non dinañ ci waxtaan te dina ñëw bu neexee yàlla avant élection yi sëriñ boobu yëpp bëgg nañ mu waaw dinañ jéem a def loolu bu neexee yàlla parce que tamit leetari ci làmmañu borom la dàqee yiñ am ñoom ci seen bopp peut-être ñun amaana yu tuuti yi rek la ñuy for recyclage yi daal di koy indi fii di koy tasaare ak yéen di gërëm ñëpp aussi ñiy déglu émission bi parce que daanaka la plupart actuellement xam naa ne sûrement ñoo ngi ci application bi di déglu émission bi ma leen di jaajëfal di leen di kontaanee lool di leen wax ne aussi tamit wax ji mu wax bu nekkee ne jub na suñ borom la neex mais nag bu dëngee aussi tamit man la parce que man maay nit matuma voilà et damay def ay erreur su ma offensé tamit nit moo gis ne offensé na ko maa ngi koy jéggalu bu baax a baax di xam ne politique kase moo ni boole ak defar Kaolack te defar Kaolack woowuñ ci ànd nawle kase Kaolackaay lañ ci woo ñu ñëw jàppale ñu defar suñu dëkk parce que il est temps que Kaolack jotaat ay reenam mu ngi noonu il est temps que Kaolack jotaat ay reenam dellu ca place ba mu nekkoon jaajëfal ko bu baax a baax ci kàddu yi moom Baba Thiam leader waaye itam membre ci li nga xam ne mooy Kaolack Nouvelle Vision bu Youssouf Ahmed Bengelloune Cheikh Tidiane Dansokho. Ndeye Marie dama lay jaajëfal di jaajëfal suñu invité bi Baba Thiam di leen di nuyu képp koo xamante ne yaa ngi doon teewlu di rafetlu li nga xamante ne mooy invitation bi nga xam ne accepté na ko di jaajëfal ki nga xamante ne mooy suñu intervenant bi di Abdou Salam Dieng foofu ca Goudomp mi ngi ci campagne yi mais daf ñuy bàyyi xel bu baax moom ak équipe ba maa ngi koy nuyu di ko ziar bu baax a baax di jaajëfal intervention bi nga xam ne def na ko El Ibrahim Ka maa ngi lay jaajëfal yow itam ci question yu am solo yi nga xam ne posé nga ko ndaw ànd nawle bi nga xamante ne daf fee ñëw pour défendre leader am mbokk auditeur ak auditrice bu Suñu Kër FM rawatina émission bi nga xam ne da ngeen ñuy xaar heure bu saa su ne bu 8h jotee jàpp 10h ñu ngi leen di jox dig daje ba ëllëg incha allah. dig daje ëllëg El Ibrahim. kontaan ci yow rek bu baax a baax soxna Ndeye Marie Dabo yow mi séddale kàddu gi di kontaan si suñu gan Pape wala Baba ñu Thiam di ko kontaane bu baax a baax macha allah vraiment tontu yi am na solo donte sotoo nañ la waaye assuré nga merci beaucoup ñu ngi lay kontaane bu baax a baax comme ni ma la ko waxee rek fexeel Serigne Boubou ak Ahmed Bengelloune ñu jaar fi ñoom it incha allah parce que rajo bi rajo askan wi yëpp la Sénégal yëpp la fi représenté ak àdduna wërngal këpp ñu lay kontaane bu baax a baax di kontaan ci Cheikh Tidiane Dansokho mi nga xamante ne moom moo la dalal fii tey macha allah ñu koy kontaane di wax rek ñu ngi kontaan ci auditeurs yi tamit di leen wax rek nii la ñu ngi fi xaar ñeneen tamit dañ ñëw candidat yëpp bëgg nañ ñu ñëw wala ñu yónnee seen ndaw ñu ñëw fii ni teewal leen fii parce que ñun loolu moom moo ñu fi tax toog merci beaucoup ba demee incha allah moo ngi noonu jaajëfal ko bu baax a baax moom Eli Birame waaye itam di jaajëfal auditeur auditrices yi nga xam ne ñu ngi doon teewlu seen émission Sunu Kër Matin émission bi leen di yee dans de très bonne humeur waaye itam di leen ñaanal kendaluk jàmm ci yile émission ngeen mën ñoo am ba tey suñu plateforme www.sunuker.com www.sunukerfm.com waaye itam ngeen mën ñu am application bi ci seen téléphone via Play Store wala App Store ak li nga xam ni mooy direct yi suñu page Facebook ak YouTube yooyu yëpp da ngeen koy am rendez-vous est donné demain inchallah 13 janvier 2022 à demain inchallah tax ba ñëpp di waxtaan ci Sénégal suñu réew lu jëmale suñu réew kanam loolu mooy lu wóor ñëpp joxe seen xalaat maam lu jëmale suñu réew ba suñu gaal gi moom du mës a suux man di dégloo
Malandai Maridabo, journaliste présentatrice, c'est une émission Sunuker Matin. Retrouvez-nous du lundi au jeudi sur www.sunuker.com. Mala Eli Ibrahim Ka nekk technicien ci kër gi déglu leen ñu chaque suba fii ci rajo Sunuker FM ci www.sunuker.com ci émission Sunuker Matin di lundi au jeudi bu 8h jotee jàpp 10h. Cheikh Tidiane Dansokho journaliste Sunuker FM xaar leen ñu chaque jour du lundi au jeudi bu 8h jotee jàpp 10h ci seen émission Sunuker Matin. man la Rokhaya Sall nekk journaliste fii ci Sunuker FM dee leen ñuy teewlu bés yàlla sàkk du lundi au jeudi fii ci Sunuker Matin de 8h à 10h. donc mbokk auditeurs yi émission baa ngi noonu Sunuker Matin ngeen koy am bés bu yàlla sàkk altine ba alxames bu 8h jotee jàpp 10h ak équipe bu matinal bi ñuy càmbar lépp luy xibaar waaye itam ay tomb yu am solo ay xibaar yu wér te wóor yu ñu càmbar ba mu leer naññ kon nag mbokk yi bu leen ko wutee altine ba alxames la bu 8h jotee jàpp 10h boo leen ci bëggee participer mën ngeen woote ci 33 936 33 33 wala ngeen wooñu ci suñu whatsapp 77 313 23 32 ak Sunuker Matin daal kumpa jeex na.